bismillah macha allah salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe xarit yi nuyu nañu leen moo xam fu ngeen mënti féete macha allah noo ngi leen di nuyu di leen ñaanal kendal ak jàmm di ko ñaanal itam sunu PCA mboolem directeur ci biir kër gi noo ngi leen di ñaanal une très belle journée macha allah ñaanal ko kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gudul jeex noo ngi leen di nemmeeku di leen ziyaara di ñaan seen taxawaay yàgg te ànd ak wér macha allah xalifa généraux yi ci la ñuy bokk ñoom itam ñoo ngi leen di feddaliwaat sunu cofeel di leen bëgg lool di sàkku ci ñoom ñaan waaye itam di leen ñaanal dugg ci biir clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi wax salaamaaleykum képp koo xam ne rek malade la nekk ci bërëb yooyu ñu ngi ñaan yàlla wéral la te bañ a tëral kenn ñi nga xam ne itam ñooy acteurs de la santé yi ñoo ngi leen di ñaanal ñu yàgg ci seen liggéey te lépp loo xam ne rek ñoo ngi koy def yàlla baaxal ko salaamaaleykum ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax macha allah di leen ñaanal mucc yàlla mën yàlla na leen fa jëlee noonu lañ koy waxee lu yàlla na ma war na lu mu àggale daa jot kon bokk yàlla na gaaw àggee ci ñoom ñu jóge fa macha allah bu ko defee itam dinañu fàttaliku ñi nga xam ne dañu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu bu baax Ajaratu Mami Linguère Diop di kontaan ci moom di kontaan également ci Ndoye Bane bismillah. jaajëf Eva Ndoye Bane la saa ñu ngi ziar kilifa diine yi kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ci jiital sama sëriñ ba Cheikh Bass Abdoul Khadr di ko ñaan mu yàgg fi lool te wér. amiin di ziar waa Pire Sañoxoor yëpp sëriñ Maodo Cissé. ak sunu xalifa ba Serigne Mansour Cissé. di ziar moom parent Djibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Boub ñëpp ñu ngi leen di ziar notable yi fa nekk yëpp. ak Serigne Sidi Mbacke ak soxnaam. di ziar waa réew mi ak waa bitim réew. très bien ñëpp am jàmm te moytu escroquerie. amiin moo tax tey pour waxtaan bi gën a yaatu gën a neex dañ fi invité Marie-Louise mi nga xam ne moom itam journaliste la ci observateur di ngeen dee gis bind yu bare yoo xam ne ay mbir la yu xew ca tribunal ba moom daf koy teewe mu xarañ ci lool moo tax ñu woo ko fi mami yow itam ñu ngi lay nuyu bu baax. di soxna ci avocat bu mag boobu. Ahmadou Bamba Cissé. door nañ daan dooreti ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg. sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jëlawre di ziar mboolem kilifa diine yi kilifa aada yi. di ñaanal sunu soppe ba sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram. amiin taas ñu ci barkeem Sëriñ Muntaqa moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yéen bi woyof lool ci kawam. ak mboolem sunu xalif généraux yi ndax ñun bu ñu tëddee di nelaw yéen a ngi ci der bi te jàmmi réew mi rekk leen fa bàyyi ndax yéen kenn gi téye mbaar mi kon ñi ngi leen di ziyaaraat yaay jegeen yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kamana jibante boo yaaxa jaay yàgg fi loolu te wér ziyaar mama Kinushka yaay na fi ak njaboot gi yëpp waaye di ziyaar suñu yaay bopp yaay Astu Jara yaay Astu Seck mère Ndoy ñu ngi leen di ziyaar bu baax yaay Issa Diop yaa ba bàjjan Awa Diop yaa booy Njaay jaata yow xam nga ne fu ma toll maa ngi lay nam suñu yaay yëpp ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay ñu ngi kontaan ci mbokk mi nga xam ne mi ngi soog taal teleem yem ci ñun ñu koy fàttali ne mi ngi suivre émission wareef bu ñu waxee nag wareef du lundi au jeudi waxtu bi benn lay doon te bépp thème boo xam ne rek dañu koy dund ci biir société bi incha allah dinañ ko fi évoqué Ndoye Bane escroquerie itam mbir la moo xam ne lu yàgg ci àdduna la escroquerie nee nañu tribunal moom benn rek lay àtte mooy escroc lay doon. amul escroquerie nangam escroc rek lay doon. comme ni nga ko waxee escroc moom ñun ñëpp dañoo juddu fekk ko fi. mais fi mu nii affaire yi dafa gën a takkarnaase te Sénégal dafa mel ni nit ñi dañoo nanguwut a yeewu. loolu la laay wax parce que journaux yi wax nañu télé yi wax nañu rajo yi wax nañu ñu ngi leen di avertir tout le temps. wax nañ ba sonn. mais dañ lay seetaan. di la xool. lii que ñu jéem a jàng ci li ngay wax. mais dañuy xool rek mais duñ jëfee. loo diggee waykat yi sax way nañ ko. bul dégg daal di gëm. wala gis rek daal di waaw mais maanaam lii que ñu déglu waxi nit ki mais dañ koy fecc. te fecc ma la ñuy gën a concentré wu que ci ñi ñuy yeete. ou bien ñu suñu xoolee télé bi nit ñi wax nañ bay bëgg a dee
mais daal après duñ jëfe da ngay gis ku seetaan tey afi tey ma escroc bi tey ñu escroqué ko ci téléphone bi wala mu génn soxna Louise madame Cissé ngi ree mais c'est vrai madame Cissé di Marie Louise mi par exemple soo ko dee lire ça fait des années su fekkee yaa ngi koy lire léeg-léeg nga liit ko ne lii mënta am waaw yu bari xam nga maa ngi lay wax sànq mine tribunal la dëgg la waaw Marie Louise ñu ngi kontaan ci recevoir la ci plateau bi ndax dañu yàgg di lire sa ay bind yoo xam ne boo ko bindee ñun léeg-léeg ñun ñi nga xam ne demuñu ca baro ba xaw ma ñu lu xew tribunal dañu naan lii c'est invraisemblable mënta nekk et pourtant c'est la réalité rawatina nag ñuy waxtaanee escroquerie muy mbir moo xam ne da nga koy dund chaque jour bu yàlla def boo demee ca bërëb yu ni mel ñu lay wax bismillah. maa ngi leen di nuyu. Eva ci invitation bi. donc maa ngi nuyu tous les téléspectateurs de Wareef ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi leen di nuyu plateau bi Ndoye Bane sama xarit di nuyu Mami. di la nuyu aussi di leen féliciter ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne yéen a ngi koy def di yee nit ñi surtout. parce que comme on dit tey escroquerie la ñuy waxtaanee suba mën ngeen waxtaanee ay thèmes yu dul jeex. parce que Sénégal moom lu ne moo fi am. comme on dit lu ne moo fi am sooy dem ci tribunaux yi di dem da ngay tu te rends compte du n'importe quoi. du tout tu vois du tout. donc tey escroquerie la ñuy waxee escroquerie bëri na façon waaye on peut bëri na façon foog naa avec bu dul yamba bu dul viol bu dul peut-être les vols petits vols ak yooyu noonu escroquerie bokk na ci thème bi nga xamante ne day ñëw tout le temps ci rôle tribunaux yi et c'est des cas différents je sais pas si on commence à développer maintenant wala dañuy xaar voilà c'est des cas différents yoo xam ne cas bu nekk te mooy loo xamante ne comme exemple baal ma Ndoye Bane mu ñëw ak ay pexeem ak ay tappaleem ay manœuvre am utiliser soit benn tour boo xam ne du turam benn qualité boo xam ne du qualité am ça veut dire que mu nekk il se fait passer pour benn nit boo xam ne du moom pour mën a nax nit ci benn objectif voilà am ci moom dara dara boobu mën a nekk xaalis mën a nekk matériel mën a nekk leneen loolu mooy escroquerie loi bi loolu la ko tënkee mooy nga nax nit ci ay tappale ci ay manœuvre ci ay nan lañ koy waxee njuuj njaaj voilà merci njuuj njaaj pour mën a am ci nit dara da ngay gis koo xamante ne dafay ñëw surtout sur mbiru suuf xam nga Eva tey Sénégal ku nekk borom kër gu nekk bëgg nga am sa kër nga dugal fa sa njaboot man dafa am benn cas boo xam ne dafa ma marqué woon parce que waa ji dafa toog liggéey durant toute sa vie li mu dajale toute sa vie il était à quelques mois de la retraite mu dajale xaalis boobu jox ko benn nit fu mu jaay ko terrain kooku ndeke terrain ba mu ko jaay du terrain ba sa baaxul loo ba bokk ci du tee moomu ko amu ci dara tribunal la ñu mujjee kooku la mu dajale ci at ba yëpp la ñëw jox benn nit kooku lekk xaalis bi joxu ko terrain xaalisam réer na dañ lay ñëw on te condamne à la VAR avec dommages et intérêts mais loolu balaa nga cee jot di nga daw bay bëgg a dee. est-ce que dañ ci jot sax. c'est des cas surtout escroquerie foncière mooy cas bi nga xamante moo gën a fréquent ak escroquerie au visa Sénégal ñëpp bëgg a tukki. mais tout le temps on leur dit baan wax na ko sànq. Sénégal da nga lay yee tey ñu wax benn cas nga déglu ko suba on t'arnaque de la même manière. c'est vrai. parce que ñu bëri dañu bëgg a tukki da ngay dem mais ambassade moom mooy joxe visa. ñii nit ñi dañu Sénégal dañu gaaw a gëm nit dañu trafiquant de personnalité dafa bëri. ñëw mbubboo dara dugg bureau jàmbur kii dugg génn wane que kii xam nga ko ñëw dugg lijjante ne jox ma temps ma jox la visa bi day gën a gaaw. après day lekk sa xaalis de un di nga ñàkk sa xaalis di nga doo dem tukki di nga perdre sa temps tu vas te retrouver dans la dèche ci loo xamante ne mënoon nga dem ci procédure normale mën a am kayit bi nga xamante ne moom nga soxla c'est des cas yoo xamante ne peut-être dinañ duggaat xuus ci yeneen cas yoo xamante ne beaucoup plus fréquent ñoo xamante ne ay kilifa la ñuy mbubboo turu kilifa ñëw ne tey ministre bi lii ak lii moom la yónni wala bon du ma tudd turam cas bu mujj bi moom il est venu à la barre pour des cas fréquents tout le temps même cas la benn homme d'affaires la ñun ñëpp xam nañ ko waaw tu vois un peu moom day sitam lay utiliser waaw day ñëw bind ci yow lu bon après yow day en retour day yónnee ay émissaires yooyu dem wax ak yow pour mu am ci yow dara pour mën a retirer papier bi léegi bi nga teewee ci tribunal bi loolu lu am la lu am la xam nga benn jour benn policier daf ma ne mu ne mais yow li ngeen di wax yëpp est-ce que mën na ko mais yéenay def enquête yi yéenay def enquête yi donc ñun lépp li nga xam ne dañ ko bind du loo xam ne dañ ko inventé parce que da ngay dem compte rendu d'audience te compte rendu d'audience mooy li nga xamante ne moo gën a compliqué parce que da ngay toog di déglu
amul lenn loo xamante ne da nga ko fay inventé moo tax nit su ma nee man waxuma woon da lii mën na ko xee da nga ñëw ca banc presse toog maa ngi fa woon toog donc du loo xamante ne mënoo ci yóbbu sa nit ci ay diffamation parce que dafa nekk loo xamante ne compte rendu d'audience la da nga déglu di bind muy wax ngay déglu di bind du lenn loo xam ne dañ ko inventé c'est des faits réels et je pense que Sénégalais il est temps que ñu bàyyi di voiler wu la face et pour se dire que ça n'arrive qu'aux autres fii la xewee xam nga ñoom ay journalistes lañu dafa am geneen xeet goo xam ni dañuy créer seen site internet waaw ni ñoom ay journalistes lañu waaw di chantage politiciens yeeg hommes d'affaires yi d'accord di leen escroquer maanaam nga dégg ci turu taskatu xabaar waaw nii nañ ko leeral nag maanaam dañuy dégg benn affaire samedi bi passé maa ngi ci doon def benn émission d'accord dañuy dégg benn affaire ñëw daal ni par exemple Eva da déggal naa la lii waaw daal koy bind yónni kenn ci yow pour tiital la pour chantage la soo ma joxee temps nag ma bañ ma fa liggéeyante pour mu génn ci koppar waaw su dee tàppet la nag waa ji ki nga xam su dee tàppet la wala defkat la day génn xaalis jox la ko noonu la ñuy def di santeloo nit ñi am na kenn ku ko doon def koo xam ni mi ngi instant bi mi ngi ci kaso bi moom la Marie-Lise doon jàpp def na ko benn tëj nañ ko ki ñu tudd nii tëj nañ ko benn femme d'affaires def na ko ay politiciens yu bare bare ba dëkk bi xaw na yëngu te du dara affaire baa nekk nii troisième affaire baa nekk nii pour les bii mooy troisième bii maanaam troisième fois nit kooku tam def lu ni mel dugg kaso ci min na fa ci yu mel noonu te loolu dafa war a dakk Mame Less Camara damay doon waxtaan man ne ko est-ce que journaliste dafa war a am xaalis man maa war na war am xaalis waaye du xaalis bu ni gaañ ñi journaliste bu bëgg xaalis da ngay bàyyi rédaction yi te dem Sandaga liggéey defi commerce waaye journaliste soo yemee ci sa liggéey rek doo am xaalis bu nit ñi di coow donc tey ji soo dee journaliste ubbi site internet ñu lay gis ngay dawal yenn auto de luxe yeeg yoo xam man kon de ma xam ne defoo journaliste bi nga xam ne moom la Marie-Lise jàng bokk dem tribunal traité information bi juste et vrai jox ko population bi du toog weer wi dee nga fayee mais su fekkee da nga ciy dugal ay chantage ak yooyu rek mooy escroquer bi ngay wax hormis chanteloo nit ñi tam xam nga dañu nekk ci benn monde boo xam ni damay dolli rek ci li nga wax nit ñi dañuy nekk à cheval entre pas mal de choses da nga nekk Marie-Lise dana nekk ca observateur waaye dana am ay yëfam yoo xam ne daf koy def loolu bu ci yàlla defee barke mën nga am leneen loolu du liggéey journaliste ba la ko may dëgg la tey jii mën nga dem ba ubbi sa yëfi bopp mën nga nekk journaliste dem ba ubbi sa yëfi bopp xam nga dem li jël sa mais ci traite moom un reporter koo xam ne journaliste nga ci yow sax doo rédacteur en chef faf di dawal oto boo xam ne directeur rajo bi wala directeur télé bi dawalu ko dëkk foo xam nga di voyager fu nekk yaa ngi am yooyu ci boppam dafa doy waar de ñun ci milieu bi leen nekk du démb lañ fi dugg def nañ ci presse man def naa lu mu ndaw ci presse plus de 20 ans li naan du xaw ma lan ba moo xam ba cay soox sàmmkat voilà fépp la nekk escroc yi ñu ngi partout te ñooñu ñooy yàq deru ñoom Marie-Lise ñu yàq seen der ñoom Marie-Lise mënuñu koo wax man damaa nekk seen biir duma journaliste mais man damaa xam la ci biir ñu ci nekk di yàq seen der yi dafa bari ay escroc la ñoom ñëpp da nga demal màggalu Touba wala gàmmu su la tegalee feuille journaliste yi wala groupe de presse yi fa teew feuille bi su la ko tegalee moo ëpp ñi màggal si dégg góoma de nombre de journalistes bi ñu wax ni moo ñëw ci màggal gi loolu nombre de journalistes yi nga wax ni ñoo ñëw ci gàmmu gi ñoo ëpp ñi màggal si wala ñi gàmmu si tellement que dañuy bari ay ndoybaan.com ay xiismbacc.com yooyu la ñuy def di escroquer sëriñ si di escroquer homme d'affaires yi ñëw di leen filmer boo xam du génn fenn d'accord léegi nag ku ci xëy suba dem la ngay dem jënd caméra jënd micro wër la ni journaliste nga boobu am na xeetu escroquerie. voilà dañuy dugg am na fu gouvernement bi di dugal seen ay communiqué pour ku war a def point de presse wala conférence de presse ote APS dañuy dugg APS xool xam fu événement am tey ñoom ñoo fay jiitu ministre ba
toog fa ñoo fay jiitu journaliste yi. loolu tam. je pense que beneen xeetu escroquerie la nag nañ ko wax. waaw c'est vrai parce que doo wax ñeneen ñi te doo wax sa bopp. dëgg la fi nga bokk voilà doo wax ñeneen te doo xam sa milieu yëpp dafa am ay brebis galeuses. dans tous les milieux. fi mu am daa am duñu wax ne ci ñun amul. et ñu ni mel dem nañu Marie-Louise ba loo wax rek. ñu ne la taskatu xabaar yi. voilà xamul lu ñuy bind amul niveau nii pas lu ne nga koy dégg. loolu moo yàq deru journaliste yi. dëgg la parce que journaliste bi nga xamante ne dafay xëy. bàyyi njaboot dem sa kër dem liggéey normalement tey mënuñ ko def la part des choses ak ki nga xamante ne dafa jug pour juste sa poche. c'est vrai. parce que am na ñoo xamante ne quoi qu'on dise dañu jug rek pour am dara. juguñu pour askan wi. parce que ils sont pas là pour informer juste et vrai. dañ fi nekk pour am dara. informer pour s'enrichir. am na ñoo xamante ne c'est des sites fictifs li ko Ndoye Bane wax da ngay gis liste sites yoo xamante ne xamoo fu ñu ne. mais je pense que solution am na avec nu carte de la presse bu bees bi. bi nga xam ne miin mooy président bi après nag dinañ mën a assainir bu baax milieu bi. parce que voilà suñu milieu bi c'est infecté. comme on dit c'est un milieu infecté et je pense que voilà ñoom suñu ñëwee war nañ mën a wut ay solutions yoo xamante ne vraiment dinañ mën ñun ñi nga xamante ne pourtant dañu dem jàng métier bi. dañu dem def école user suñu tubéy yi ci banc d'école yi pour mën a tey ñu nekk fier d'être journaliste xam nga léegi soo nekkee journaliste gëstu nañ ne itam dans le monde di nga gis ñoo xam ne ñu ngi ci monde de communication defuñu journalisme et pourtant qui ont percé mais qui sont parmi les meilleurs c'est la formation sur le tas loolu mënta ñàkk fii sa am na fi am na ñoo xamante ne ils n'ont pas été à l'école et ce sont de bons journalistes c'est pas parce que tu es allé à l'école que tu es meilleur ak éthique ak déontologie mën nga réussir lu nekk très bien merci beaucoup bala ñuy tourner parenthèse dama toog temps yi passé seetaan benn télé dégg benn journaliste jaarul fi nga jaar. ci palanteer bi la jaar. dafa am ñuy jaar ci palanteer. waaw dafa am ñoo xam ci palanteer bi la jaar. d'accord ba Sénégal yi accepté ni journaliste. mu toog mu ni benn homme politique bu mag. yow ngeen nekk fii di ngandulu yow sa dossier bi ma yor su ma ko génne woon dootoo jar dara. fi ma toog dama am ay chair de poule automatique yor naa numéro waa jooju moom it la ma ko xamal. ma envoyé ko. ma envoyé ko benn photo. ma ragal ma envoyé ko moom mi wax loolu di menacer kilifa googu. ma envoyé ko WhatsApp. benn photo ak benn audio. rek toog yow la de yow la. bu émission bi jeexee mu woo ma ne booy foo jëlee lii. ma ne ko bàyyi leen di toog. ci télé di menacer ay kilifa ak di leen chantage. pour lan li nga ko xamal. noonu la xamale leneen. sa lii yow tam su génnoon dootoo jar dara. comme leenee soo ko génnoon. Ndoye Bane donc man ko bàyyi leen yooyu c'est pas bien. moom ma wax nga wax nga man ko defal sa nee nga journaliste nga liggéeyal sa liggéey journaliste li nga ko xamal intéressé wul askan bi. wax ko ci réew mi. jërëjëf Ndoye Bane bi yëpp dafa bokk ci wareef parce que xeetu escroquerie yi ni ñu ko waxee bare na façon waaye escroc moom benn type la rek escroc la ci àtte bi. léegi li ma la bëgg a laaj ñu nekk nag jamono boo xam ne ña ca gën a bare wax daal mu mel ni ñoom la ñu gën a fonk. moo tax nga def coow def escroc bi day ñëw ni Eva Tra maa la escroqué. mënoo ci dara demal fu la neex. te pourtant day dem fu ko neex yenn saa yi te du mujj fenn loolu lu koy waral. parce que peut-être preuve moo amul mais dama lay wax Ndoye Bane su nekkee yëpp dafa taxaw preuve yi ñëw yow comme parce que xam nga comme on dit suñu seqee dara ci ay bind la parce que yoon aussi këyit la xam këyit la xam yow su nekkee dafa am ay remise looy jox nit bindal c'est vrai nga am preuve bi suba su nekkee da nga am benn cas wala mu escroquer la di nga mën a dem prouver yow que kii daf la escroquer rek daf la escroquer du moins comme ça yow yoon dina la dàmpaay di nga am dàmpaay yoon dina ko condamné mais des fois nit mu ne la demal fu la neex xalaat peut-être bras long et tout mais je me dis que man j'ai toujours confiance en la justice de mon pays parce que man gis naa ay cas yoo xamante ne peut-être nit ñoo xam ne dañu foogoon ay borom doole la dañ leen jàpp dañ leen tëj donc justice am na ci dëkk bi ñu ngi condamné ñu ngi jàpp ay nit ñu ngi leen di condamné très bien donc yow tey su la nee demal fu la neex yow demal fu la neex
demal yow nga topp sa dossier nag topp ko nu mu waree pour mën a am yow li nga xam te ne moom nga ñàkk nga mën ko am parce que nag dama lay wax ne escroc yi partout lañ xam ku dem ba tribunal di escroquer fa nga xamante ne fan la ñuy jàppee nit yi man j'ai été sidéré temps yi may def xalaas waaw xalaas la ma teel a dama doon Marie-Louise bi daan def xalaas avant ñëw moom donc dama doon teel a yeewu damay teel a dem tribunal ni ma toogee noonu ci salle d'audience bi commencé guñu mu am ko xamante tout le temps pourtant mu ngi tribunal ba léegi maa ngi toog benn ay famille xam naa dañu am problème mu toog mu naan kan lu tax ñëwoo sama bureau da nga waroon ñëw sama bureau soo ñëwoon sama bureau peut-être problème bi du agsi fii dama tiit ma tourné ma xool ko. parce que bañ nga am bureau. non mais attends genre raawu tribunaux bi la tribunaux yi la. ma tourné xool ko ma tourné xool ko mu xool ma ba suñu biir bët. mu continuer di wax. maanaam tribunal bu ñëw rek wax ak ñëpp ñii duñu greffier ñii duñu kile non surtout ça. parce que nit su amee problème day jaaxle. ku ko dalal rek lay xaar nit su amee problème day jaaxle. parce que problème dafa diis surtout ñu jàpp sa mbokk. jàpp sa jëkkër jàpp sa rakk wala jàpp sa kenn. dëgg la ak kay dëgg amoo repère xamoo da ngay ñëw rek dugg ci tribunal am na ñoo xamante ne ñooñ la ñuy xaar pour mën a nekk ay rabatteur lañ. waaw dañ fay yàgg ba xam lu. xam nañ lépp xam nañ lépp xam nañ bureau yëpp police ñu ngi dañuy ñëw dugg lu bureau juge bi ne kii juge bi mu ngi nii xam naa ko. dugg nee na juge bi nee na nga jox ko lii fekk juge bi yëgul waay juge xam nga fekk juge bi yëgul nee na nga jox ko lii voilà des fois dañuy yàq deru juge yi juge bee laajte lii te fekk juge bi yëgul encaissé nga kii ñëw peut-être ñu bàyyi ko mu ne man maa def intervention loolu dafa bëri ci tribunal soo moytu mu encaissé ñaari camp yëpp ñoo xamante ne ils se font passer pour des juges pour des avocats pour des greffiers pour voilà te dañuy xam affaire yi dañuy xam yoon article yeeg yëpp. doy na waar voilà donc très bien mami Linguère ñu bàyyi la nga dikk ci waxtaan daf may li Marie-Louise wax daf may saf paa bi doon jaay garabu sàcc yi nee na gàddu saagam duy ko ba mu fees ak fasam dugg ko la baan ne day jaay garabu sàcc yaa ngi nii boo ko yoree kenn du la sàcc fi taxaw di ko wax ñu sàcc téléphone am ma ne ko lii nag mooy fas nag xam nga ñi ngi wax ci escroquerie mais man damay toog léeg-léeg di ci xalaat bi nga ko yëkkatee ba léegi fan la amul fan te foo xalaat rek da nga naan pourtant loolu noonu dundoon nañ ko fi wala gis nañ ko fi mais xam nga dafa am ñoo xamante ne tamit ñi ngi escroquer nit ñi te bàyyiwuñ ci xel Marie-Louise d'accord téléthon am ci dëkk bi wala dara xew ci dëkk bi nga toog sa kër di jënd tur yëkkati sa téléphone woote allo ñu ne allo nga ne man la diw présenté wu ñu tagg la nga daan ne joxe naa 1 million wala joxe naa terrain wala joxe naa billet Makka ñu bind ki mu jëm ci moom di dundee yaakaar ñi ngi ko jaarale ci seeni téléphone ñoom jàppee nañ leen ci ñoom tamit ay waxkat ndax Ndoye Bane dafa toog ci télé bi téléthon am na wala benn émission am na ma envoyé Ndoye Bane daf ma xam ma envoyé ko ci numéro wam Ndoye Bane kooku noonu man jox naa ko 200 000 man la Mami Linguère Diop Ndoye Bane daal ne Mami Linguère jox ne 200 000 man am naa ci tur fekk tur boobu laa doon wut mais maa ngi escroqué parce que li may wax waru na ma ne man du ma ko joxe te léegi maa ngi ci am tur parce que ku xëy ku nekk dina ne moom de def katu lu baax la ndax joxe woon na 200 000 ci liñ doon woote démb te joxewul te su ma paree man du ma joxe man wóor na ma fi ma koy defee que ne du ma joxe ñuy def téléthon nga toog daal di woote daal ne allo man la diw loolu ngeen di wax noonu kay sama yaram diw na ci wala sama yaram daw na si wala nga tudd sa turu société wala nga tudd dara nga ne man foofu noonu joxe naa fa 1 million wala joxe naa fa 5 millions wala joxe naa fa terrain te mu wóor la ne yow tur bi jàll ci télé bi rek ngay wut Marie-Louise loolu escroquer la wala du déet man nag xoola mënuma parce que comme on dit je suis pas juriste mais ay manœuvre la def mais reste à voir ci remise xam nga amul dara loo xamante ne jox nañ ko ci tu vois un peu peut-être li nga wax am na ci tur am na ci ay entrées et tout mais comme on dit escroquerie dafa loo xam ne da nga def ay manœuvre non mais am na ci ñoo xam ne fu ma bëgg a waxee mooy am na ci ñoo xam ne dama mës a wax benn xale ne ko yow est-ce que doo régler parce que gis naa ne temps yi mig mag yi am ci dëkk bi yëpp yu ci ëpp ñu ngi la ciy tudd mu ne ma réew mi da ngay forcer ba am tur ca yam boo forcer ba am tur loolu lijjanti ji mu lijjanti ko bokk fexee rek ba bokk ci showbiz mooy na la benn artiste way wala fréquenter nit bu siiw mooy manœuvre bi kii wax maanaam kooku noonu escroc la mais tey jii ñi koy déglu maanaam tur woowu noonu su ko amee ba pare ci lay nekk escroc parce que escroc mooy xalaate noonu li Marie-Louise xam naa ni am na dossier yoo xam ñi ngi ko doon wax bërki démb di nga koy gis ñiy ubbi ay entreprise tudd ko Mami Linguère service wuti ay secrétaire wuti ay booy ñuy liggéey et tout
naan woo étudiants yi ni leen dañ leen di wutal bourse Canada woo leen ni leen dama leen di wutal liggéey woo ñi ni leen dama leen di wutal financement ngeen ñëw déposer ñu laaj la frais de dossier 100 000 frais de dossier 200 000 nga fexe ba am fa 200 jeunes yu ñëw déposer seen frais de dossier nga xëy suba ni fes changer bureau dem Kaolack dóor waa Kaolack changer bureau dem Ndar loolu genre bureau yooyu noonu dafa bari Dakar torop te ñi ngi ci xawaray jeunesse bi te da ngay wax bay bëgg a dee mënuñu ci dara booy dañuy dajaloo porter plainte du mujj fenn parce que dañ leen di wër leen du ñu gis et puis dañuy am ay relation seet naan escroc boo gis yéen des fois day jéem a dóor li muy dóor te du bàyyi trace comme li ngay wax preuve décharge ñu ko fii laaj Sénégal tey ji mami mii li may miin soo ma ko doon lebal 500 000 tey jii soo moytu duma ko laaj décharge ci ligne bi pourquoi parce que dañoo miinante donc preuve yooyu ñuy manqué mooy tax dafa mel suñu demee tribunal waa ji naan la demal fu la neex parce que amul dara loo xam ni amul preuve amul témoin parce que amul preuve amul témoin très bien maa ngi ko fi doon wax keroog amul preuve amul témoin mais itam boo demee ca tribunal ba ña lay déglu dinañu xam luy yoon ak lu dul yoon jàngee noonu mën nañ xam voilà parce que kii fen ak mais moytul ma nag ñu baal ma mais moytul ma à la kàcckat day aay voilà dañuy aay parce que gars yi moom comme on dit fële Rëbës dafa am avocat dafa am magistrat dafa am juge parce que balaa ngaa ñëw la gars yi di sas dañ lay yeb dañ lay conseiller donc soo ñëwee da ngay am stratégie de défense boo xamante ne des fois da ngay nar ba à la fin da ngay brouiller affaire bi mais quoi qu'on dise juge yi c'est des gens yoo xamante ne da nga nar benn yëf bu ndaw ni pëccët yàq yëpp voilà parce que juge bi des fois dalay bàyyi ngay wax mais ci biir mu ngi lay dóor ay question piège yoo xamante ne da ngay dem ba da ngay contredire te am na ci juge yoo xamante ne dañuy yeewu dañuy bàyyi xel looy wax dañuy bàyyi xel ay sociologue dañuy bàyyi xel looy wax dañuy bàyyi xel donc après nag c'est pour un retour ne la sànq de lii nga waxoon waaw te déglu bi gën a garaaw doo ma laaj Marie-Louise miin nga ko foofu miin ngeen ko kay déglu ne tekk newul waaw newul déet waaw ñu ngi lay xool rek newuñu déet damay seetlu tey jii mami damay escroquer ma yóbbu ko tribunal gagné ko mu war maa fay tribunal ni na ma fay mais du ma fay continuer dox dafa fekk continuer woo ko parce que xam nga déjà procédure dafay jël temps parce que mën nga ñëw mën na commencer par flagrant délit parce que nit ñi peut-être duñ comprendre loolu flagrant délit nga ñëw tribunal bi condamné la peut-être 2 ans avec AP 2 ans ferme wala AP mooy délit boo xam ne dañ la jàpp la main dans le sac je sais pas dañ la jàpp voilà mooy délit bi nga xamante ne affaire yi nga xamante ne bu leer du jël temps jaar soxlawul instruction parce que soxlawul mu jaaraat ci beneen juge pour bu continuer enquête bi donc li nga xamante ne enquêteurs yi wolof bi nag baaxul noonu enquêteurs yi ñi nga xamante ne gëstu nañ ko enquêteurs yi li ñu am moom la ñu indi ci juge yi pour yow ñu mën laa àtte donc loolu du jël temps suñ la placé sous mandat de dépôt benn jour lañ ciy teg le surlendemain ñu jugé la tu vois un peu donc muy foofu su nekkee dañ la condamné yow prévenu yow ki nga xam ne moom lañ condamné tu peux faire appel loolu moo tax ngay dégg ñu naan appel soo defee appel tant que appel boobu jàllul mënaguñ la fay. day mel ni affaire bi dafa commencé waat. day roof galgal pour def appel pour. day mel ni affaire nouvelle la day mel ni musuñ ko jugé yeneen juge ñoo ñëw jugé waat affaire bi comme si day door a ñëw léegi boobu su jeexee aussi am nañ possibilité dem pourvoi en cassation. su nekkee dañuy rendre arrêt boo xam dafa confirmer kii bi premier jugement bi yow aussi tu as aussi la possibilité dem pourvoi. ca kaw pourvoi en cassation. même après pouvoir bi mën nga def rabat d'arrêt mooy boo xamante ne peut-être arrêt bi dafa am voilà dafa am ay erreur voilà dafa am erreur donc il faut que ci jugement bi ñu régler erreur boobu donc loolu yëpp ay procédure la léegi nag soo boucler loolu nag yow tey mën nga ne waaw man juge bi condamné na kii mu fay ma lii yow contrainte par corps yow nga dem su nekkee suñ ko génnee su nekkee fayu la yow mën nga dem ak contrainte par corps boobu ñu duggalaat ko ci kaso bi
ba mu fay mooy faaw mu fay ñu soog ko bàyyi mu libre macha allah loolu tam dafay am yaa koy jox mais loolu moom loolu yëpp il faut être procédurier vraiment parce que sinon nga xam temps est-ce que tu auras les moyens de te payer un avocat boo xam ne dina mën a poursuivre dossier bi est-ce que yow toi seul tu peux le faire am na ñoo du leen ko jaral est-ce que amul tamit benn temps dégg nañu beneen leeral rek bu ñuy indi ne boo gisee ñu bare sax bu ñu leen tàppaasee du ñu dem ca tribunal itam dañuy wax ne du ñu am avocat waaye ku ne salaamaaleykum ci baro ba rek am nga déjà avocat boo xam ne défense la day taxaw jàppale la. waaw mais loolu c'est ci kaw crime la. parce que voilà parce que su nekkee da nga c'est des faits criminels comme dañ lay juger devant le chambre criminelle mooy yi nga xamante ne reykatu nit yi ñi nga xam dañ leen accusé dañu waxagum dañu leen accusé dañu rey dañu def ay délit ay crime comme ay non pas viol délit kii la flagrant délit la mais ay agression ay rey ay crime assassinat yooyu ñooñu yow tu as le droit d'être assisté quel que soit le crime bi nga commettre tu as le droit d'être assisté loolu état sax mooy fay ki nga xamante ne moom moo lay. kooku droit wu doomu aadama bi la état da lay fayal koo xamante ne avocat boo xamante ne moom moo lay layool keroog bañ lay juger. kon tribunal bare na wàlli escroquerie boo xam ne ci famille la. da nga gis baay bu ñëw ne sama doom yi ñoo jël samay bien ndey ñëw ne sama jëkkër moo def nangam vice versa bare na fa. si cas yooyu sa bëriwul noonu. parce que waaw cas familial mais peut-être comme cas bi ñu amoon sànq mooy ki nga xamante ne da nga jox sa nit mu defaral la dara. sa mbokk sa sœur sa frère. tu vois un peu wala sa doom sax des fois day am sa doom. mu ñëw jaay sa kër. wala jaay sa alal wala di jënd ay kayit yoo xamante ne pour mën a utiliser sa alal. pour à des fins jaay ko. loolu am na fi am na yeneen cas escroquerie boo xamante ne peut-être dina reetaan loo nit ñi escroquerie au mariage. boobu man am au mariage oui parce que da ngay gis koo xamante koo xamante ne da ngay ñëw nga ne man dama bëgg a marier Eva Tra. ñëw indi ko alal indi ko lépp. waaw ndekete kooku dala doon nax. nga dem ba ci biir kooku dem ba date mariage wala am mu ne may wala mu bañ a marié wala fekk lekk na sa alal ba pare. yow su la neexee mën nga dem tribunal nga porter ko plainte mu delloo la sa xaalis. maanaam ku jigéen ki moo la doon nax. moo enquête sa affaire bi yéenewu laa sëyal waaw nga jox ko teraanga bu dul jeex. waaw am na ci yenn nañu ma baal sama mbokku kaw yi. waaw ñoo xamante ne dañuy ñëw Ndakaaru gis xale bu jigéen bu rafet lool. ñu daal di dugganteeg moom ci mbëggeel. dem ñaari fan ñetti fan mu ñëw ne la damaa wan lor. te faaw ma dem dindi ji ko. te fa ma koy dindee alal ju bari lañ ma ci laaj. nga daal di miraas sa bopp léegi nag problème bi mooy ëmb boobu du mus a jeex. parce que weer wu dee wu ne ëmb bi dañ koy dindi. mami loolu ajul kaw ko loolu ñu ñëw fi. non mais loolu ñu koy def ay grand xam nga damaa gis dama ci am ñaari cas yoo xamante ne. waa ji dem na ba génn réew mais ba léegi nii ñu ngi koy rattamer chaque fin du mois ëmb bi daa war a. c'est extra non man grand bi ñu ko defoon temps yii passé man maa ko ci génne parce que xale bu jigéen boo ñëw ni ma diw moo ma ëmbal te bugguma yàqe biir fii Maroc laa ko bëgg a yàqee. te laaj naa ko temps patiti wan ma preuve yëpp mais dëgg la non ëmbul mais dëgg la moog waa ji am na lu mu séqoon ak tout mais da doon chantaloo waa ji bi ma demee di laaj ndaw si di poser question ba ma xam ne ndaw si waxul dëgg. ku ciy doxi de yàlla nga tase ku lay chanteloo. Eva Tra ñambaas ci boobu ñi ngi koy dund nag. waaw bokkul ci tem nan ko ci boole rek. am na ci ay góoru kilifa yoo xam ne. actuellement ñi ngi dund yu metti yoo xam ne. Ndoye Bane xam na li may wax. Ndoye Bane xam na ne am na ay kilifa yu muy giseel si pet. yaa ngi leen di seen ñuy dem ak a ñëw. li Youssou doon wax naan yaa ngi may gis may dem ak a ñëw. moo ne am na lu des apparence bi nax na la. am na ay kilifa yoo xamante ne actuellement ci réew mi bu ñu tiimee ceeb mënuñu ci lekk ñaari kudd yu egg. ndax dañ leen di chanteloo. ñi ngi ci ay problème yoo xamante ne nii bu ñu la ko waxoon nga bàyyi àdduna. allahu akbar am na fi ay diryanke yoo xamante ne yaa ngi leen di gis ñi ngi ak seen 4x4 takk seen ay noir fumé dem ak a ñëw mais ñi ngi ci problème nga jékki-jékki gis seen takkaay dem. gisatoo leen ñu takk or. waaw nga jékki-jékki gis leen ñu nekk ci ay problème waaw ñu xëy na la oto bi dafa paan wala ma nga garage. waaw fekk na ñu ngi leen di chanteloo dugg nañ ci problème bu rëy boo xamante ne. benn xale bu góor a fii nekk di la apprécier bu tayee mun la yuu sa greffage bi moom ni nga ko tentee baax na moom. ba nga faf ànd ak moom. bu subaa mun la yuu tey moom yaa ngi bati bër def ci juróomi dërëm mu laalo. waaw boo nekkee nooy bopp boo xam ne nag yow ka nga nekkal wala góor ga nga nekkaloon duy apprécier nga approché xale bu góor boobu. mu photo la wala mu filmer la. wala ngeen wax yow ci benn audio mu téye ko.
chaque jour mu balancé la ko defal lii tey sinon bu subaa ma def leneen. am na ci femme boo xam ne jaay na ci oram jaay na ci tayle na ci këram jaay na ci otoom sàcc na ci alalu jëkkëram ba sëyam actuellement mi ngi ci di tas. chantage dafay am am na ñoo xamante ne dañuy créer ay compte Facebook. compte Facebook yoo xamante ne ay compte fictif la. jël di la ci chanteloo. di am say photo di la ci chanteloo. amoon na cas bu siwoon fàtte naa mais cas boo xam ne siwoon na waa ji te ay jeunes lañ judduwuñu. waaw ñoo xamante ne judduwuñu di chanteloo ay kilifa. di chanteloo ay kilifa xale yu jigéen di chanteloo ay kilifa. wala di chanteloo ay borom daraja. pour am ci ñoom dara yooyu su nekkee da nga ragal bañ sa sëy tas wala sa kër tas wala sa ñu vilipender la. da ngay man nag bu dee man. bu dee man bu ma xam naa ni ku mel ni Mia mi ngi bëgg a xam naka lañ leen di chanteloo. waaye nag gis nga yenn yëf yi. da ngaa dem boole sa bopp. ndax liberté. waaw nga boole sa bopp. xam nga tu appelles ton époux ou ton époux. waaw xanaa loolu. nga ni que madame ñëwal fii. kay fii lii moo fi am. voilà mais sinon prisonnier ngay nekk à vie. tey ji xam su fekkoon époux wala épouse nga koy xam. waaye ki lay chanteloo lim lay laaj soo ko nangul jox en général du ay sénégalais. dafa am ay nit ñu nekk bitim réew. ñoo xam ne tey ji fekkee góor nga dañuy jël xale bu jigéen bu rafet. benn vidéo boo xam dañ ko filmer. su la nee neen dem appel vidéo soo defee appel vidéo moom ngay gis. xale bu jigéen bu rafet boobu ngay gis muy def ay affaire nga yaakaar ki nga jaakaar lool moom mooy def affaire fekk dañ la tegal benn caméra sa kanam yow nga nekk fa simmeeku di génne sa di sim sa mari ngaay jël sa yoonu ngaay jël sa yoonu Bambey jox ko mu capturer image yooyu su capturer image yooyu ba pare da koy def monter def ko CD envoyé la ko nga seetaan sa bopp mun la jox ma 1 million billaahi barke Cheikh Bass Abdou Khadir bërki démb yaa même pas 4 jours am na waaju ci fay benn ñàkk 500 000 francs billaay ndeysaan jabar jee ma woo ni ma kaay dimbali sama jabar sama jëkkër ah mooy fulla de tàbbe ngeen fi ma doon mais waa ji nag dafa am fitu damay boole jabar sama ji wax bopp ko bi wooyee jabar ji ñu xool jabar ji jëkkati xaalis jox ko jabar ji yónnee ko waa ji ñun danoo baax ci yéen bi yéen lu xamul am na ci ñoo xam ne mais am na mais ni muy dalee góor ñi noonu lay dalee jigéen ñi jigéen da ngay nekk ci affaire yi di ko def ba bañ jàpp la ba ndaw c'est que avec ay ñi koy def dun sax am na ay xale yu jigéen ñi ne fii ci nag ci dëkk bi seeni AP leen loué noonu la ñuy xëy di fiir gars yi dañ leen di fiir mooy seen métier dañ lay fiir di la fiir ba suñ ci xësee ba jàpp kenn jàppoon nañ ci benn waay boo xam ne ñaari jabar la am ñaari jabaru kilifa moom muy kilifa par yor ñaari jabaru kilifa Allahu akbar cey waay ñaari jabaru kilifa waaw bi ñu yëgee affaire yi ba ma dem explique ko man maa dem ci kilifa boobu ni ko xamoo ma da nga may dégg man tam dama lay dégg rek mais kilifa nga sa doom ji ma romb ci buntu kër gi waaw kilifa la dëgg la yow kilifa nga am na yoo xam ne waroo ciy dugg mun ma lan la ma teg ma wan ko affaire yi mu déglu audio yi déglu xool image xam ne moom man ko lii su génnee ñi ngay lor ñii loru mooy bari waxuma la yow mais ñii loru mooy bari Antoine mun xam nga mu daal ni ma léegi nu may def tàmbalee jooy man ko déet mag kan mu dugg du ma jooy arrêté lii xale bu jigéen bi dafa yor njiit laay dafa yor njiit laay téye ko ci saagam léegi bu la nee yóbbaale ma nga nekk kilifa dafay toog ak yow su toogee ak yow ni ngeen toogee nii ngay dawal day jékki-jékki dindi njiit laayam bi mu yor roof ko ci sa suufu kii su ngeen ñëwee ba jub xale yu góor yi moom xam na fi muy waxante xale yu góor yi parce que xale yu góor yaa ngi ko fay xaar fi nga koy wàccee lay jékki-jékki rek yuuxu sama xaalis laa soxla ñu ne lan la bu ñu ñëwee nga ni mii man kii xaw ma ko dama ko doon yóbbaale mu ne ci suufu kii wam sama njiit laayam fi wala mu dindi lii ne la lii lan la liñ doon def sànq nga waroon ma fay doo ma jox sama xaalis wax naa ne la am na kilifa goo xam ne yàggul dara li ma lay wax matul 15 jours rawal montram bu cher dem na ci calpe wam moom noonu lañ ko jëlee après xam naa pièce dañuy wut rek fuñ ko sànni maanaam xale yi ñooy doodu waa ñooy raket faf mais xale yu góor yi ñoo ñëw songu la groupe lay nekk may la riir nar la tëggal waaye bersi boo xamante ne yow xale bu jigéen ba ngay seet waaye xale bu jigéen bi daa am ay darma seetoo xale bu jigéen bi da nga koy romb dafay wax ba nga yóbbaale ko wala mu jaay la jekk-jekk lu ba nga yeb ko soo ko yebee moom mooy envoyé xale yu góor yi message ne leen maa ngi ñëw xam nga mag mu yor téléphone am léegi ñëppay sëgg ci téléphone nii ne la maa ngi ñëw su egsi wee nag ba si angle boobu fa lay fekk xale yu góor ñu toog da ngay egsi gaare rek au lieu mu wàcc fi mu naan la jërëjëf ak yooyu lay jékki-jékki yuuxu ne la fay ma sama xaalis ngay werante naan sa xaalisu la nag sa xaalisu la mu génnee njiit laay bi ci suufu chaise bi ne la xoolal lii nii
maa ngi yow ñoo àndoon yaa ma war a fay xale yu góor yi daw ñëw ne la fayal kii def ko lii def ko laa commencé la pamtee kilifa gi nag moom nee na moom waxul moom jabaram yëg ko mais ay doomam liggéeyam ñi yaakaar ci moom mais Eva dañu futti oto bi ba mu set wicc boole ceeg actuellement mi ngi dund moom naqar boo xamante ne dara àdduna jaru ko bëgg a dimbali nit ki baax na mais réew mi moo tollatul fi ñuy dimbalee ñëpp. waaw balaa maa dem ci Marie-Louise waaw. ka yeboon xale ba dem ak moom sali bay dëpp. APH bi def choc. bi oto bi nee tëll wu sama ndey dee naa su ko sama jabar yegee ay su ko sama jabar yéegi ak a jar di xalaat xam ngeen am na ñuy seetaan waaye ñu ngi elles sont par terre te xam nga li ci doy waar yow ñemewoo man dafa am lu may xalaat toujours te koo ca gis ma nga naan ay bu ma sama jabar yégee mbir kay baax na nag nga koy dox ak aisance mais mbir moo xam ne ñu wóor na leen ne yow ñemewoo sa jabar déeba mag muy sàcc nu muy dox ak aisance mag muy sàcc nu muy doxee ak aisance yow sax di génn Dakar gii. daa wóorul autoroute péage bu gaaw bi. accident yu bëri. waaw léeg-léeg nag mos na ñëw léeg-léeg nga gis ko accidenté ak coroba. waaye bu dee man dama lay seeti rek ca hôpital ba rek bu ma dikkee rek ne maa yéen a ngi ci jàmm. wala daa dem sama yoon sama étudiante la rek dama ko romb tali bi jëm ko yóbbaale. am na ay raccourcis yooyu mën a génn. yaa leen di jox ay clients nag. su la am nga ne sama étudiante la wala sama ancien élève la dama ko doon yóbbaale tegal loxo foofu moo tax lépp rek ci xeetu escroquerie ci biir kër yi kenn mënatul a surveiller kenn ndax jamono dafa yaatu ki moo mën a sàmm jamono di dox réunion yee ngi fi gisante yee ngi fi nit ñi di duggante mbir mi doy na waar yàlla suñu kan ngaa war a wóolu ma fa nekk sànq da nga doon wax ne ma boole sama bopp xam nga su nekkoon dafay yem entre yow ak sa jabar amul problème. D'accord mais ña lay xamal la. parce que tey su nekkee dañ la chanteloo man am na cas boo xamante ne ay étudiante la ñu woon de benn kilifa bi ci nekk ci dëkk bi fii ay étudiante dañ ko photo. waaw photo ko di ko chanteloo ak ay photo. waa ji ba mu soonee daa dem porter plainte xam nga su nekkoon dafa yem ci man ak sama jabar amul problème. on règle ça mais soo demee sa porter plainte. affaire bi day ébruité wu. tribunal da ciy jot journaliste ña nga toog. surtout dañ ko fay wax. ñëpp dañ koy yëg. mais am na yenn xeetu àtte à huis clos aussi. du huis clos parce que ay magum jëmm lañ. huis clos su nekkee peut-être yenn cas yoo xamante ne peut-être ay xale lañ ay mineurs. ay xale yu ndaw yoo xamante dañu tuuti ñu protéger leen parce que mënuñu pression publique bi mënuñ ko supporter ak yooyu ak yenn audience yoo xamante ne dafa xaw a dégueulasse. mooy Zahra Nasra gisoon nañ ko fi je sais pas si Zahra Nasra ak waa cas boobu c'était à huis clos. c'était à huis clos mais je me rappelle El Hadj Diouf ma nga doon yuuxu pour ñu mën a dégg li ñuy wax. c'était à huis clos. ñuy jugé mooy xale yooyu nga xamante ne xale yi daan jël genre lekk yi di ko piqûre di ci def luy nelaw lowaate. ba tey nga xam ne dañuy invité benn kilifa ci seen appartement. jàppoon nañ leen fi xale jigéen yooyu. dañ lay invité affaire bi dañ koy def ci biir fruit lañ koy def wala dara da ngay lekk xaw a somnale tëdd wala nga nelaw mais xale yi ñoom ñoo lay fotol seen bopp. def la ni leen neex photo la nga dem toog ñu di la yónnee photo yi mais photo yooyu kilifa yi ci rëcc ci dëkk bi bariwul. c'est ça de. ñu ci bari jot nañ ko seen téléphone. des fois ay ba pare même sax da ngay gis ci bag sax dañuy caméra sax ci bag. tu vois ba moo tax nit ñi dañuy dañuy caméra sax ci bag. xale yi léegi dañuy judd rek smart. tu vois mais gis nañ ne léegi pédophilie itam nan ko wax parce que Wareef c'est un tout package la. pédophilie dañu koy daan sévèrement. si c'est des peines fermes. surtout si yenn âge yi moom pédophilie ak viol mën nga jël ba 10 ans. maintenant bon mais xam nga tamit Marie-Louise dama jaaxle parce que xam nga lu tax. yekkataan jeexul xale yi yuuxootul. pédophilie léegi boo koy àtte ci xale 15 ans bi li mu am fitu def ko ci escroquer ko kilifa yi ci réew mii. li mu am fitu tëgg ko moom ak ay xaritam. dama mos a dugg benn taxi li may xaw na yàgg ñu romb ñett ba ñeenti xale yu jigéen ñi ngi taxaw ci benn quartier bu fiiw escroquerie yaatu na. torop xale yu taximaan bi yuuxu paa bi. man paa bi man ci sama bopp man dama ko jox cër man mi dugg ci biir taxi bi ndax maggum doon. waaw xale yu yuuxu ko paa bi ne peep bu leen dem de maa ngi ñëw de ma ne ko paa familiarisé ba ko trop ak xale yi
ñii maa leen di yóbbu dëkk boobu noonu ma ne ko dëkk ban fii nii boo wàccee kii bi fa ñuy feexloo jee xale yi de ma ne ko yow xale yu ndaw yi nga yóbbu foofu mu ne ma moytul ma xale yi xale yi mën nañ laa jaay sa bàjjan jaay sa yumpaañ lekk seen njëg te kenn du ko yëg mu ne ma est-ce que xam nga xale yi su ma defee ak ñoom journée bu ñuy ñibbisi ki ci gën a ndaw lu mu yor dina indaale 901 millions nga ni ma ne ko foo leen di yóbbu mu ne ma xale yi bàyyi wuñu dara mu ne ma xale yi ma ne ko waaw mu ne ma li nekk seen bopp yow bu nekkoon sa bopp ba nga ni génnee nañ la réew yow am fit mu ne ma est-ce que xam nga man ñeenti xale yi ñooy sama patron ci ñoom laa jëndee beneen taxi mu ne ma xale yi wax ma liñ may fay mais man liñ may may ma ne ko mais yaa ngi seetaan musiba ndax yow lii bu doon sa doom doo ko seetaan mais mënalu leen dara mënalu leen dara non su leen doon wax dëgg rek ñu koy ñàkk su leen paa bi jéemoon a conseiller rek dootuñu ko jël su leen paa bi jéemoon a conseiller nee naa la man ndeysaan dox naa ba gis benn doomu kilifa bu mag o Sali ñun ma kee doomu diw la ma ne diw ñu leen def ñun ma nangam lay def ma ruus quoi ma xalaat kilifa googu ni mu baaxee ak ni mu normale ak ni mu correcté ma ne xaaral daal ma dem wax xale bu jigéen bi boo waxee moom dootoo ko def de ma dem wax ak xale bu jigéen bi ni ko kaay yow sa papa sama xarit nga yow nit ku baax nga fu baax nga bokk commencé kii looy def yi mun ma lu ci soyoon tali nga ñu ko dootoo ko defati man ko mun ma lu ci soyoon topp tool sa affaire dëgg la ndeysaan ma daal di dem yàlla yàlla baaxal mais daal escroquerie moom mais nag xale yi nag sa waay soo juddoo fekk sa yaay nekk escroc di escroquer sa papa di escroquer sa papa di escroquer yow nga judd ci escroquer mais kon su foo soo escroquer jëlal bi nit ku nekk la nga nàmp ngay tax xam ci non soo amee bàyyi escroc nag yàllaa lay dimbali lool ba doo nekk escroc non déedéet am na ñoo xam ne seen bàyyi escroc ay doom yu baax lañ waaw mais yàllaa leen dimbali am na ñoo xamante ne seen yaay dañuy jaay seen bopp ay xale yu baax la ñu nekk ay kilifa ay yiw la nekkuma ci ak voilà man la yàllaa lay dimbali parce que wolof dañuy doom ja ndey ja des fois nag mu am bu rëcc mais tey ji imaginer xale bu jigéen boo xam ne dafa tàmm mbaraan 16 ans la tàmbalee mbaraan ba am 35 ans am jëkkër kooku ko takk mu escroquer la macha Allah dafa mel ni kaaw gendarme bu jigéen faux gendarme bu jigéen bu mujjee woon am kooku peut-être elle a eu une vie difficile parce que jóge na ci fii dem divorcé après prostitution mujj di sol tenue gendarme def boppam gendarme di piéger ñenn ñi waaw di piéger ñenn ñi tu vois ba piéger ñenn ñi pour tëdd ak ñoom après am ci ñoom xaalis tu vois un peu ku nekk nag su la raconter vie am peut-être doo ko juger très bien merci Marie-Louise am na ñoo xam ne bu ñu raconter seen vie doo leen juger waaye yal na yàlla teg ñu ci yoon bu baax ne ñaare defe naa vie bu naqadee sax yàlla daf la def pour nga jàngat ci boo ci jàngatee rek xam ne moom moo fi ne moo lay defaral li nga xam ne mooy doon li la jikk macha allah yal na nu ko yàlla defal mi ngi noonu gis nga li Ndoye Bane di wax te ndekete mbir mi ñun fi ñu ko jàppee sax gën na ko sori dafa am association malfaiteur mais dafa am association yoo xamante ne dañuy xëy di tënk di teg lenn événement bu ñëw rek ñoom ndekete yoo te ña ngay toog di planifier ñun nan lañ ci war a dóoree dëgg la su màggal gi jub si wee ña nga toog naan waa man màggal gi nan laa ci war a dóoree su tabaski ñëwee ñi ngi dem jënd ay xari pël-pël yoo xamante ne ñëw sol leen a sol ba seeni biir ne daaral luñ fas yéene ci xar yi mami jaay leen prix bu dul seen prix nga jënd ko dugal sa kër dugal sa oto booy wàccee sa buntu kër xar ma dee waaye ndaw sàmba xar mi dañ koo sol dem màggal yóbbu lu périmé di ko fa jaay mais da ngay dóor dem gàmmu gaa ngi jub si nga teg sa plan su ma demee dinaa nax diw dem benn kër sëriñ ñëw nuyoo wax lu dul dëgg yóbbu ordonnance da ngeen a fàtte paa bi fi daan wane ordonnance yi nga xamante ne paa bi mi ngi daan wane ordonnance yi ban kii est-ce que du woon 2000 xaw ma lan paa bi di la jox ordonnance su 97 naan la doom fi mu ne nii damaa feebar bi docteur baa nga toog ci buntu kii ba di ma xaar nee na bu ma ñëwut léegi damay faatu waaw ma ne ko papa ordonnance su 97 ba 2000 nangam boo ci faatuwut dootoo faatu mag nga tollu nga ci laaja rek ñu jox la nga gis koo xamante ne yow da nga koy yërëm di ko dimbali romb ko ci mbedd di ko dimbali mais mi ngi lay dóor yoo xamante ne di la wax loo xam ne ci magum jëm da nga koy xool yow xam ne kii mag la mu waroon a jomb sax wax lu dul dëgg c'est-à-dire dóor dañ ko jàppee lu rëy wala lu mag mais ci diggante bi mu nekk moo sew ndax mi ngi ci côté yëpp la nekkee fóotkat bi lay fóotal sa biir kër sax da lay dóor parce que da nga koo jox saaboog omoog lépp
mu takk saab ba yóbbu jël ay xeer di la ko bombalee sa yére lépp xotteeku. ndoy baan waaw doy na waar nag. Eva gis nga escroquerie yi moom. moo ñu judd moo jiitu suñu judd. fii ñu koy wax sax lii ñuy wax nii sax dafa terre à terre. banques yi banques yi escroquer nit ñi. mi ngi fii ne pos. banques yi ñu ci bari dañuy escroquer nit ñi. des fois ñu lay dagg ay 100 francs ay 200 nga koy xeeb. su fekkee am ngeen tey ji lu mat 2 millions yu nekk yu inscrit ca banque ba. kenn ku nekk ñu dagg la 200. ci sa salaire. dagg boo xam ne yëgoo ko. xam nga doo dem di ko kaas man day 200 yi ma dagg nii xaw ma lu mu doon. dëgg la nga dàq ni yow dong lañ ko dagg fekk dagg nañ ko ñu bari foofu sax garaaw. yaa am na ay nit yu nekk fii ci dëkk bi. ñoo xam dañuy jënd ay action ci ay banque waaw. mais suñ jëndee action yi ba pare war nga am droit dem leerlu action yi fu mu toll ak ñaata laa am ak yooyu mais soo xësee bu jënd action bu dugal sa xaalis. waaw dootoo am benn information pendant des années mën naa la ci limal ay banque yoo xam ne fii limal la ay nit yoo xam jënd nañ ak ay action ci ay banque boobaag léegi mën na 15 ans. wala 10 ans yoo xam ne. amatuñu benn information ci seen xaalis boobu noonu. kenn mënut maanaam amatuñu accès ca banque ba. te banque ba ñoom ñoo woote nii ñëw leen. jënd ay action ci entreprise bi. nga dugal sa xaalis ak yëpp ba pare affaire ba naax saay. beneen bi mooy escroc yi man bi ma ci gën a metti mooy. ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew te mënuñoo ñëw. nga yónnee sa xaalis. sa ndijaay di ko lekk. nga yónnee sa xaalis sa frère di ko lekk nga yónnee sa xaalis sa sœur di ko lekk te mënoo ci dara. am na ci femme boo xam ne tey jii liggéey na ba am ay millions foofa. bi mu amee millions yi foofu dafa ñëw jël frère am yëpp ku nekk mu may la. waaw sœur mi ku nekk mu may la. beneen frère am boo xam ne day liggéey ni ko nan ka ginnaaw may nga ba te ma damay liggéey dama bëgg nga lebal ma temps. ndaw si yëkkati temps boobu lebal ko. fay nga jot. max lu mu ko wax ñoo bokk ndey ak bàyyi fayu ma la dara soo ma yóbboo police famille bi mbamb la ba tey ba sànq ba yaayam gaañu papaam gaañu ña waroon a lijjanti problème ba gaañu ñoom ñoo fi des te ndaw si nee na moom nee na ko fayoo ma soo dee dund xamal ne yaa ngi sama xaalis soo deewee dinaa wax say doom ka ni yaa ngi sama xaalis te ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak bàyyi te loolu mënoon naa ñàkk. te frère am moo taxaw face à face. wax ko heure bu ko fayee ko mënu ko heure boo taxee yóbbu ma police wala nga jéem maa tëj yi yaa ci des ndax famille bi ci boppam dina ne la da ngaa bon. fayu ma la. frère baa ngi fii Sandaga di liggéey. moom ma nga bitim réew. chaque jour affaire bi daf ko metti ba léegi nii. gi nga moodu bu góor wala moodu bu faatu bu jigéen. bu fi yónnee xaalis jox ko sa sarak. bu jigéen jëkkëram la ciy toggal ay ginaar. mbaa mu ànd ak jëkkëram dem jëndi terrain man gis naa femme boo xam ne. sœuram dafa liggéey xaalis ba ni ko ban ci seen famille ay jigéen kese la. mu jox ko grande sœuram jox ko jëkkëram ñu ànd dem jëndi terrain. tabax ko dëkk ca. fii Sénégal dañ lay tooñ yàgg naa wax dañ lay tooñ ba pare. nga yow da ngay tooñ ba pare ami supporter. yow da ngay lekk xaalisu Eva Tra nga war koo fay Eva porter la plainte ñu jàpp la war laa yóbbu ci kaso bi pour nga fay xaalis jàmbur. kookee sàcc xaalis jàmbur escroc bi joopam ay nit dañ koy jàppale ci famille bi naan ko waaw waroo def lii yéen a bokk ndey. maanaam contentieux boo gis après ka nga xam ne moo yóbbu nit ka ca yoon am na ñu ko mere. doonte moo nekk ci ay droit loolu Sénégal rek nag la ama waaw dañ may tooñ man. waaw Sénégal yëpp xam ne man mii la ñu tooñ. waaw. ma bëgg a teg ki ma tooñ ci yoon. mais société benn man la ñuy dóor ay xeer naan ma non xaalis jaru ko lim la dépassé. c'est vrai c'est ça. mooy li ma daan faral di wax mami damay mbéj. yow Eva yaa ngi gis mami mi ngi may mbéj. ci yàlla. nga war ko wax mami bàyyil ndóoy baan mi ngay mbéj. waaw waaye su waxee nga su ma mami mbéjee nga ree ay mami mën a mbéj waaye. ay mami ni ngay mbéjee waaw. mami mbéjaan ma nga da xeqataay mbéj mami yooyu ni ngay mbéjee nangam. man ma wëlbatiku. mbéj mami benn mbéj. waaw yow mi doon wax mami. nga ne waaw yow tam. da ngaa soxor waaw da ngaa soxor. te yow bi ma mami di mbéj yaa ngi toog. yaa ngi toog léegi loolu mooy société Sénégal. société da ngay gis benn escroc di escroquer nit ñi. Sénégalais yëpp di ci teg seen
seen bët. au lieu que ñu dem wax ak moom. wax ak escroc bi. wala ñu jéem a donner son escroc bi kenn du ko def. ñu bàyyi ba nga xam ne ki ngay escroquer wala ñi ñu escroquer jóg nañu pour lijjanti affaire bi. société bi ñun ñu carrément waaw noo warul demee noonu. mais loolu pour tax. da ngay gis ku nekk ci benn entreprise nangu wut a liggéey. waaw buñ ko dàqee coow buñ ko dàqee waa kër ga ñëw dem bërëb waaw non kër ba dafa soxor diwoo ko yoole. benn seytaane ko jaxase. nga gis comptable ba détourné escroquer chose entreprise ba. ñu jàpp ko tëj ko ay at ñu ni waaw liñ ko tëj dafa ëpp. ci yàlla. nga gis sa pap benn waay boobu décédé bàyyi fi alal ju bare frère am tëdd ci frère am bu mu bokkoon ndey ak bàyyi tëdd ci alalu ndoona ji. ka dee taawam bu góor dem porter plainte yéeg wàcc bañ jàpp frère papaam boobu noonu. famille bi mere ko. dëgg la bravo ko. du neex a weddi nag. su fekkee amoo frère. jabar waa ji nga xam ne moo faatu. waaw waa ji nga xam ne moom moo faatu. waaw am jabaram. am jabaram. jabar ju dëkk ci dëkk bi. porter plainte frère u jëkkëram ji nga xam ne moom moo gaañu. topp ko ba mu sës. ñu jàpp waa ji nangu alal ji tëj ko ci kaso bi. mais jeeg boobu am na problème. ay doomam am nañ problème. neexut a weddi. waa léegi nag loolu ban société la léegi société boobu nu mu doy na waar man li ngeen. dañoo nekk ci benn société boo xam ne. il faut être malhonnête pour réussir. si tu es malhonnête tu réussis vite. subhanallah. mais oui parce que tey ji ku malhonnête ki day jàkkaarloo ak yow ni la maa lekk sa xaalis maa tey foo xam demal. te gi nga ni mu la ko waxee noonu. nga dem fa nga xam mu bala fa. la damay daal di wax salaamaaleykum waa régie laaj ñoom Abdoul Aziz Fall naka la ñu yeewoo tey. sama petite sœur bi nga xam ne moom dong laa jëloon moo may xamal sama lépp def ko sama bopp on dirait kooku en fait man ci lu ma ne suba ba ngoon jot moom rek moo koy xam ci suñu kër keneen mënu ko xam ci lu ma nekk suba ba ngoon jot même bu may ñëw Sénégal moo koy xam moom laay nekkal ba may ñibbi sama lépp moom ma koy lijjantil mu ne dafa bëgg a ñëw France ne naa ko abal xaalis parce que dañ ko ne il faut mu tourner compte am balaa moo demander visa ma yónnee ko 1,5 million depuis juin xëy di ko laaj ça fait 1 mois et demi xale bi te ma koy jox di ma këlikalee moo jëkkër ji di ma xaalis bi banque bi daf ma ne woon naa ko bloqué ba fin d'année ñu jox ma ko damay am intérêt ma topp leen rek ba le 31 décembre jot bi 31 décembre jotee affaire bi explosé ma xam ne ay fen la samay marchandise fi mu toll bu ma deseelu 400,000 ci marchandise yi ma doon jaay mi ngi ak 500,000 day jaay di lekk fi mu toll nag nee naa sama mbokk yi bu ma fayul dama koy yóbbu police Sénégal lay ñëw jënd billet d'avion fekk ko fa non c'est juste pour l'éduquer parce que comportement yi ñu yor moo salte seen comportement moo ñaaw moo bon bokk ak nit ki ndey ak baay di ko tromper di ko dóor marto xanaa jàmbur sax boo ko gisee muy dem xamoo nu mu def ba am alalam war nga ko bàyyi la mu yor bu la koy yéenewul may la ko mais bul ko nax mais ay marto suuf la ñu yor xale bi nag nee naa ko bu ma fayul moo jëkkëram finalement moom mu ne jëkkër ji moo ko ne woon na ko jox xaalis bi mu dugal ko compte pour mun a leb 5 millions jox ko moom 3 millions xaw ma 4 millions pour mu ñëw France yaa ngi dégg yow mas nga gis lii koy dimbale pour mu ñëw France moom mu dóor la marto ca xaalis ba nga koy dimbalee kanaa kon maa ko gën a góor man ma ko bëgg indi Europe mu daan dooleem bàyyi tàllal loxo ak ñaan léegi nag nee naa ko audio yëpp mu ngeek man nee nga sa jëkkër nga ko jox gendarmerie bu ma ñëwee dama lay convoqué tegal leen audio yi indi samay reçu yi ma lay yónnee xaalis bi ñu dinañ oo sa jëkkër aussi parce que yow sa làmme yaa ne moom nga ko abal te boo demee di leb xanaa buñ la lebalul banque bi duñu lekk sa xaalis dan la koy delloo dóor marto daal lan ma def xoolal depuis 31 décembre mënumaa nelaw mënumaa lekk correctement parce que affaire bi daf ma jële ko man France laa nekk mais xoolal ku ma ne kii xuloo naak moom sax man ma xuloo kooku te du ma sax wax ak kooku du ma jotee ak moom dara mais damay xëy rek bàyyi la dootuma wax ak yow ak ku munti doon nag ku mu xulool ma xuloog moom ci lu mu ne suba ba ngoon jot maa nga ca bàyyi ñëpp ndax moom ndekete yee yaay lii damay pareel mais nag man moom duma ko bàyyi moom dinaa ñëw porter ko plainte yóbbu ko gendarmerie waaw donc il faut me saisir la loi parce que il faut mu fay ma comme li ma leen di wax arali bitim réew gi nee naa leen ku fi cagatuwul jaayoo fi yàmba dooroo fi kenn marto war nañ laa mun a bàyyi sa alal parce que li ñuy wax alal li béytimaan béytee koy mujje man ma ne ko man sama alal du alal li béytimaan lu ma yor daf ma lew 1000 francs sax su ma ko mayee nit na ma ñaanal ndax lew na ma doom te lekk ko jàmm te da nelaw donc mënu ma bàyyi xaalis bi muy dem waay mënul nekk te nag dañ foog ne damay fo mais nee naa leen su ma fayul je vais débarquer et je vais le foutre en tôle avec son mari
et c'est ce que je vais faire. novembre laa koy laaj xaalis bi mu may dawloo di ma dawloo ne daf ko bloqué di ma dawloo ba le 31 décembre. fin d'année man ko de toute façon 31 décembre mooy dernier jour de l'année luy di jot dina jot moom jaratul sonn te na ma ko foogee woon noonu la amee. mais xale bi moom duma ko bàyyi bu la ne. waaw nëbbatuwuma. police laa ko jëmee bu may ñëw di ko yóbbu police tant que fayu ma jëkkëram nag nee na naa ko muñal ba le 20 mais xam naa ne ay dóor la. ndax jëkkëram ci boppam mot na maa sàcc 500000 mu bàyyi 500000 yi mu sedd ndax xale bi mu di sama rakk ki ma bokkal na rek bàyyi bakkanam moo taxoon ma bàyyi xaalis bi bañ kenn dégguñu léegi nag xam naa ñu ne kii nag mbaam àll dëgg la comme dof la dañ ko dóoraat marto mais marto bi de dina. mbokk yi kon ñoo ko gisandoo dañu leen indil élément bi pour wan leen ne mënoon nañoo topp askan wi di dem et du ñàkk ay éléments yoo xam ne dañu koy indi parce que yëf yi dafa am ñoo xam ne dañu koy dund échelle yi nag ñoo wuute ne kii dañ koy jëlal fukki junni kii ñu jëlal ko ñaar fukki junni kii ñu escroquer ko ci këram kii ci ay këyit yoo xam ne ay këyitu boppam la. donte nag moyen kii technologie léegi dañu gën a xarañ waaye nit ñi tam ba léegi ci wàllu këyit. ñu ngi caa naxaate bu baax a baax ndoy baax. léppam. moom moo ko yor moo yor léppam. waaw léegi nag mu yónnee ko xaalis pour ay yeneen i bagages. mu jël xaalis ba lekk ko moom jëkkëram. naan dañ ba pare naan ko dañ koo dugal banque. pour lépp xaalis pour mën a ñëw France ak yu kenn xamul. ndaw si nag mënul muñ loolu. nee na ko nag sama xaalis da nga ma koy fay. mbaa ma débarqué Sénégal portel plainte tëj la ci kaso bi. nee naa ko nag bis boo ko defee soo ñëwee sa famille yow la ñuy ŋàmb. sa famille yi toujours ki nekkul ci dëgg la ñuy faral. ki nekkul ci dëgg moom la ñuy faral au lieu que ñu woole ni la nekkoo ci dëgg lijjanti xaalis jàmm nga fay ko non dañ lay teg bët daal ne waa yow non xaalis la yenn yi daal jaru ko affaire yooyu bon mi ngi noonu foo dem loolu nga fay fekk xam nga li Ndoye Bane di wax tamit xam nga dafay egg foo xamante ne nii ki war a raay sa lex bu la mbéjee dafay metti dëgg la ndax rakk ji nga xam ne moom nga jël sa lépp teg ko ci loxoom mu tëyeel la ko di la ko géreel nga jàpp ne ma nga la koy géreel mu ànd ak jëkkëram ñëwaat moom dóoraat la xam nga kooku da lay wóor ne kooku mën na la rey moom jëkkëram boo ñëwee nag yow di ko fayeeku si du ko ne da nga bëggee dëgg la mais defin bi moo metti ndax yow mën na la jox xaalis bi sax nga bañ ko jariñoo mais defin bi mu lay def moo lay naqari ndax nit ki nga am ci moom confiance dafa garaaw nga wóolu nit bi dafa garaaw mu wëlbati ko moom dóoraat la linjaa nag dafay metti yow da nga naan kii lu tere ma teg ko ci yoon ndaxte soo ko bàyyiwee sax moom jëkkëram jooju noonu xam nga tamit mooy li may wax rek ba ci sëy am na ci sëyu dóor marto am na xeetu sëy boo xam ne sëyu dóor marto la yaa ngi mel ni ku liir li ma yor nee na wax leen itam ci escroquerie yi ci biir néegu sëy non boobu Ndoye Bane am na ci ay yu dul jeex a jeex parce que ay genre WhatsApp ni nga gi rek a fi nekk xam nga dañ nekk ci ñenn ñoo xamante ne seenu sëy dañ koy programmer du ma takk ku yorul dara may ma ku féex dañuy toog di la jàngat am na ci paa yoo xamante ne dëju kilifa bu am ñu dem fa xam nga lu ñuy xool nu may def ba jot ci ndaw si bu muuroo ba summi veuve ba waaw summi naa fi samay daal wékk naa fi sama mbaxana nga jàpp ne yow xëy na dañ laa bëgg a uuf wala dañ laa bëgg a tëyeen njaboot gi déedéet la fa nekk lañ bëgg ne fuuf lekk ko dem ak moom xam nga jëkkër da lay teral nga di ko sagoo mais yow boo demee ba yaay teral jëkkër ja ba pare mu bëgg a nag jël kilifteefam teg ko nit ki boo ko yilifee da nga koy dimbali sinon da lay bañ ci yàlla nit ki boo ko yilifee da nga koy dimbali sinon da lay bañ garab bu la sutul mënu laa may ker mais bëgg a toog wutal ma ko diryanke bu ne faaj wutal ma ko yor ay dërëm mais c'est parce que am na loolu làq ci sa xel am na mode escroquerie boo xamante ne waxuñu ko Njaay rahmatullahi alayhi yàlla yërëm amin doon na wax ne na booy ut jigéen bu la mottali booba dangaa mottut mas naa ko dégg mu wax ko xam nga Cheikh Abdoulaye dane moytu leen di ànd ak ku matadi ndax lu mu daggee ci yow ci boppam la koy taf bu yàggee nga gën koo manqué adduna juróom-ñaar li ci gën a bon mooy kilifa gu manqué ndax ki nga xamante ne nii du la dimbali te loo yor mu ne ko fuuf boole ci ak ñaawu làmmiñ góor gu siis ragalub dépense ñaawu làmmiñ su dee mooy teñ ji boppam gis nga Eva jigéen ñu bari ñooy def lu leen seen jëkkër yi di escroquer soo amee jëkkër nga nekk ci sa business même su fekkee moo la jàppale sax ba nga tukki même su fekkee moo la jàppale ba nga teg business bi soo ñëwee mu leb la 1 million nga yëkkati lebal ko su naree dolli ne ko su yàggeer kat madame fayal bee ba pare da nga ne moon naa góorgóorlu liggéey
waaye da ngay toog sa jëkkër bi la leb abal ma 500000 ma yónnee Sénégal abal ma 1 million ma yónnee Sénégal. fayal ndox fayal courant fayal nangam même fii ci dëkk jëndalal xale yi inscrire waaw nga nekk moom ñaare nga yooyu nekk moom Dakar. allo. oui ñu ngi lay dégg bu baax. waaw dama bëggoon am benn cas bu ma bëggoon expliquer quoi. ñu ngi lay déglu sama zone ñu ngi lay déglu. waaw dafa amoon benn paa milliardaire. paa boobu noonu daal dafa waroon dem benn dëkk fii ni Sénégal mbokk mi ne ko bul dem doomam mi première femme moom ak doomam mi doomam première femme ne ko bul dem mais paa bi forcé dem léegi bu mu demee ndogal fekk foofu te diggante bi dafa am accident quoi mu gaañu. léegi bu mu gaañoo léegi petit frère am rakku paa bi si boppam. Papa Cheikh Ndiaye moom moo daw dem si kër gi dajji armoire bi sàcc géetu kër gi sàcc alal bi yëpp ak carte bancaire yi ak lépp lu paa bi amoon lépp lu sàcc rawle ko moom ak doomu deuxième femme bi ñu teggil jaay kër gi ak yooyu noonu yëpp ba jamono jii nii may wax ak yow première femme mu paa bi instant nii table la yor di jaay gerte fii nii village ba soo lu ñëwoon léegi nii mën naa leen ko woon. yow ci famille bi nga bokk. bokkuma ci famille bi xaritu doomu paa bi la. ah d'accord da ngay wax doomu paa bi wala mère bi mu ñëw parce que yow bokkoo ci famille bi peut-être am na loo ci xamul wala luñ la nettali peut-être am na benn non-dit bu ci nekk ginnaaw bokkoo ci famille bi daal waxal famille bi mu ñëw approché ñu su ko defee su fekkee bëgg nañoo porter affaire bi à la presse ñu ubbi leen bunt yi. pour mu ñëw TFM ah. waaw nañ ñëw fi ñëw rek. ok tamit am na lu ma bëggoon expliquer benn cas boo xam ne man la concerné am na benn douanier bu mag bu nekk Sénégal fii nii. d'accord. ah. waaw. doomam daf ma escroqué 1 million. doomam ah. waaw doomam escroqué na mu 1 million. naka la demee. porte nga ko plainte. ah. daf la ko leb. non daf ma ko sàcc. daf la ko sàcc. waaw est-ce que daf la wóor ne moom moo ko sàcc. xam nga damay sama xel chaque fois day ñaaw du wóoruwuma kenn fu ma nekkoon ci appartement bi lépp dama ko def ay caméra. lépp maa ngi ak moom mais man maa ko génneegul ba léegi. xool nga est-ce que dem nga ci papaam wax ko ko. non doomoo ci papaam wax ko mais. est-ce que porté nga plainte. allo. ma ne porté nga plainte. porté woo ma plainte mais frère am xam na ko frère am moo nekk di dox sama diggante ak moom pour ma bañ a porté plainte ak yooyu noonu. mais beneen yëf bi bul fàttee interroger caméra bi aussi. pardon. ma ne bul fàtte xool caméra bi comme ne nga. da nga koo gis mu koy jël. ci kër gi caméra. caméra bi affaire bi mu ngi ci CD ma dugal. nga gis ko nii. bien sûr. waaw. waaw loolu. très bien essayez de négocier et puis il faut lui montrer les images. won ko yëpp preuve à l'appui. dégg nga. dafa la bëggee mën naa ko andi TFM ngeen jàllale ko. waaw duñ ko jàllale mais dafa am lu la yoon may mooy su la dara dalee nga dem porter plainte d'abord bala ngay ñëw ci presse bi. ok. waaw dama nga porter plainte d'abord voilà. bonne journée. dëkk bi. doy baa ngi woon fu neex sànq. xam nga ndoye ngi naan jëkkër bu la même bu dee moo la jàppale bu la lebee après nga kii ko. wala defal ci kër gi ba jamono neex kañ la jamono di neex. kii raam di la bokk su amee limousine yóbbaale la. waaye xam nga defal dépense mooy loo xamante ne kenn du ko bind fenn kenn du ko signé. ngay def rek kañ la lay fay du la mus a fay. dafa am góor ñoo xamante ne seen làmmiñ a dàq ginnaawu yemb. gis nga feeka yaa ngeeg luñ mën a rat dañ lay rat ba nga set wicc ne butit gu génnee fee ñu jaayee yàpp ñu romb la jàll teg la fa dem wuti sa morom. gis nga Eva ci yàlla comme ni ko kii waxee dépense moo sonal góor ñi mais dama leen ni damay conseiller yaay ak yenn doom yi ñu tàmmal seen doom yi yar leen ci participer. soo nekk xale soo nekkee xale di jàng métier am ay moo xam da ngay jàng étudiant nga moo xam ngay jàng métier. su weer wi deewee ngay liggéey même su fekkee junni ngay am par weer del participer ci sa kër papa. ngay tàmm di participer. soo dee tàmm di participer soo màggee ba am jabar am doom. joxe du la maanaam joxe du sooy joxe da ngay joxe ak plaisir da ngay joxe ak xol bu kii. mais su fekkee tàmmoo participer. nga nekk ci kër yow soo xëyee ndékki. añ reer tëdd nelaw te xamoo fu muy jógee. nga def ko pendant 20 ans
te yow musoo participer añ ak reer ak ndékki bi sa baay di joxe xam musoo ko ciy dimbali ci dara bi sa grand frère bi di joxe musoo ko ciy dimbali bi sa mag bu jigéen bi joxe musoo ko ciy dimbali bi nga xam ne moom sa kër gin la joxe gin la dénkaane dépense musoo cee participer pendant 20 ans nga nekk ci benn kër ak kër gu mu mënti doon soo tàmmee loolu soo màggee soo amee jabar soo la laajee dépense da ngay énervé parce que xamoo ko tàmmoo di participer nit da ngay tàmm participer soo leen nekkee Claudel wala ngeen nekk fële ci néegi université sax tàmmal di participer ci li ñuy def soo leen nekkee groupe di naan ataaya ji bopp koñ bi tàmmal di participer looy joxe soo tàmbee participer loolu dafa baax tey dina tax tey jii da ngay am sax loxo biy joxe day ñëwaat mais tey ji su fekkee fu sa moroom participer nga denc ni ko dafa am ay nit ñoo xam dañoo baadoo la nag de dañuy liggéey di am di denc tey lekk li nit ñi participer yow yaa ngi ci kër gi nekk fa ak say morom wala nga nekk fa sa kër papa wala kii sa frère yaa ngi participer di jàppal seen papa ci biir kër gi wala sa papa ngi dang-dangi pour fay location mi ngi dang-dangi di ut li loo leen lekk mi ngi dang-dangi di ut loo leen naan yow yaa ngi liggéey li ngay liggéey di ko denc xale yi jigéen ñooy lekk sa xaalis wala nga jël di ko denc Ban fi nga wax ni am na solo ñaari sens yëpp am gis nañ fi jigéen yoo xam ni ñu baal ma ñu mel ni awa ñooy escroquer nag itam waaw dañuy am na jigéen ñoo xam ne dafa am jigéen ñoo xam ne seen yaay la ñuy àndal escroquer la escroquer seen maanaam sa goro waaw mais soo amee dafa am yaay yoo xam ne c'est que dafa am mère yoo xam ne goro wengare xam nga tey jii soo amee yaay yoo xam ne sëyam neexul woon waaw maanaam fa mu wàcc samay nopp fa mu wàcc fa muy sëy si fa sëy ba neexul ba mu am doom bu jigéen doom bu jigéen bi nag tombe ci góor gu baax bu mel ni Ndeye Bane rek waaw góor gu baax wallaay gu mën a sagal jigéen comme yow mais Eva bàyyi su ma nee la góor gu baax man nee naa la jëkkëri njëkkante laa man góor jigéen gu ma takk sa doom amatoo looy jooy loolu moom Eva maa ko seede man jëkkër ju baax laa man ku ma may sa doom soo dee sax àjjana nga jëm yow mère bi wax na ma la ak sa doom d'accord loolu dëgg ñu ñëwoon ca mariage baak ñëpp àjjana lañ jëm ñun ñii di njëkkee sax àjjana lañ jëm voilà man maay jëkkër joo xam ne jëkkëru modèle laa loolu am la c'est ça dégg nga ñu continuer déedéet da nga may mais lan loo lay may ba li ma wax nekku la loolu moo nekk moo tax bu may dox sama soxla ñi may laaj sax Ndoye Bane baalu ma leen ko léegi na tey ji imaginer tey ji nga baax lool ci sa soxna baax lool ci yaayam wallaay dëgg la mais su fekkee yaayam doon na nit koo xam ne dafa tiit ku doyluwul goro bu tiit nag moom yàlla nañ ba nga koy takk ay millions nga leen goro warta tiit warta mën a ñaan mais am na ñoo xam ne Ndoye Bane di waxee nii waaw noonu la amee ci goro yi nga xam ne ñoo jur ñu góor ñi waaw parce que da nga ciy gis koo xam ne doomam da lay takk bismillah lijjantiwu la waaw seetu la defu la lenn bàyyi bañ na tëf ëmb nga wala leneen mu taqale ab 500 000 am ñëw indil la da lay escroquer bu ko jël delloo ko parce que bi mu indi 500 000 yi dina lekk 150 yi wala 200 yi bala ñoo ñibbi 100 000 yi di nga leen ko toggalee reer waaw 100 000 ci des di nga leen ko jox paas ñu indaaleel la géwél akub jaam bu mel ne Mami Diop di nga leen may 50 000 na ngeen wax nag lépp ci Sénégal gii la xewee nan ko wax non xewul feneen fu dul Sénégal rek la léegi yow luñ la fa bàyyi 250 000 loolu c'est que njëkk yi ak yenn gore yi ay escroc lañ yooyu ñooñu dama leen a tegee ne waaw mais Ndoye Bane dama lay wax système Ndoye Bane dafa am beneen système ci escroc la kër yi la bokk mais système bi dafa gën a garaaw yow nga wasin boole sa métit boole sa coono te nag da nga ciy boole yor jëkkëri njugub day lonku tànkam wékki boppam tey xaran naan ma ngay nelaw du la jariñ dara nga boole sa ngor ak sa sutura toog ca ne dégg ak moom ndax yow da nga reggee ci sa biiru ndey alalu àdduna mënatu laa tax xiif doo wax doo buuse doo yuuxu nga toog ba bis ba nga amee xew boole sa naqar ak sa métit ak sa coono ngénte la nag buñ ko seetee xaajaat ba yow yaa sagal sa bopp nga wëlbatiku nag yow nag ñu ne la nag kaay teral nag nga toog làng ñu naan la waaw xamoon nañ ne di nga tekki ci kër gi de xamoon nañ ne di nga fi jur lu baax ma yow doom ju neegul ween nuñ mën a xamee ndax dina baaxam du baax yàlla baaxal daa fekk ndeyama ko fa liggéey wala ndeyama nangu rek waaye du ca yebbi bis baay baaxal doom ja te sax Diop ndey liggéey na ba taay doom dikk mel ne neen yàlla fii sax gis nga léegi jamono bi ci boppam moo dëpp léegi
am na nday ju nekk ci kër buñ ko ne benn mu ne fukk ak juróom-ñett lay tekki ca kër ga moo ko fa jur. fa doom di baaxee du ca fañ ko foogee de. ca beneen façon ba la. d'accord foofu la doom ja di baaxee. dafa am doom joo xamante ne nii dana xëy suba am ba ne gàññe te du sonn loola ca liggéeyin bi la. am doom joo xam ne balaa am sonn am koo xam ne bu doon sonn bay dee danaan yàcc xarum carton ñu ñëw nga ramasse la nga am ramasse la sa ndey am ak lépp yebbil leen ko ñu dem. bu ca suba gaa bu ñu eggee seen kër duñ jël téléphone ne la allo noo fanaane naka sa yaram mbaa yaa ngi tane. ci yoon du ñu ne la naka sa doom mbaa fanaane wut a jooy. du ñu ne la jërëjëf nangam xam nga boo leen déggaatee pour lan la. sama ñaari doomi nday ya fee ca kër Amadou Yàlla après ñoom dañ leen a fàtte woon ci yebbi bi est-ce que doo leen kii yàlla boota se nag ak njëkkelu triñaane faat jóg cil maxa yàlla na dee ci lakku xorom moom na fi jaay ñu ngeen nuyu waa cil maxa bu baax a baax a baax macha allah. gis nga souvent keroog dañ doon def benn émission ci affaire escroquerie. waaw. donc affaire corruption man leen est-ce que loolu moom escroquerie daanaka benn la. parce que abus de confiance. man leen est-ce que loolu est-ce que dina fi loolu kii da ngay labat benn xale bu jigéen takk goo ko kat sooy ñibbi il faut nga am noo nuyoo maire bi. sinon boo ñëwaatee yaa ngi corrompre maire bi pour mu ubbil la. corruption la. ah nga takk ndaw si. ñu am lu la laaj nga joxe ko ca. léegi ndaw si su ñëwee sëy si il faut muy corrompre sa yaay di corrompre say sœur pour sëyam mën a neex mais su ci ëmbee am ca doom ja nekk corrupteur di dundee di escroquer. di dundee corruption. fii Sénégal su fekkee da ngaa bëgg sa sëy neex ngay jigéen. il faut ngay corrompre say njëkke di leen jëndal ay jasneer di leen jox ay suñ ñëwee di ñibbi nga leen di joxe 10 000 di leen yàkkal ay plat di leen wax waxi neex même su fekkee li nga leen di wax neexu la li nga leen di jox même su il faut nga koy def taxawal de ma ñëw ñoom it il faut ñu lay escroquer ñoom njëkk yi ay escroc lañu fa la ñuy ñëw yàq deru sa beneen wujj sa wujj ba wax la lu baax di la escroquer yóbbu say tusi yóbbu sa xaalis nga yaakaar ni dañ laa bëgg suñu demee ci su dimanche ba di def ña ngay dem ca seen beneen jabar ba escroquer waat donc escroquerie ci biir famille la ëppee du jeexee fenn ca njëkk yi la ak seen yaay yi du ñëpp nag xam naa ña nga toog nag foo nga toog naan Ndoye Bane la fa soof yu kenn xamul ñoom a gën a soof gis nga du léegi dañ naan da nga ñaaw looloo tax fu ma romb ñaan mag sa ñaawaay yu kenn xamul am na ay njëkke yu baax yoo xam ne ñoom sam bopp ñoom ñooy dañuy togg di la indil voilà dañuy togg di la indil di la conseiller di la jàppale ci sa sëy di la ma soxlawuñ la dara loolu lañ jox ñu jël parce que ñoo ko moom macha allah mais du la laaj dara loolu mu njëkke bi am classe am maanaa nga gis sa frère maanaam man waaw nga gis sa frère xam nga yéen saa yi nga yow nga defar sa yu baax yónnee ma ko ci WhatsApp bi ne ma waral mari xam nga yooyu léegi-léegi mami xaar ba anniversaire mari jot mu defal gâteau bu baax jëm ay brochette tam yónnee ma ni ma joxal mari te man sama anniversaire mosu leen ma koo defal loolu it yéen tam loolu tam war nañoo xool tem lu mu doon àggalil fi nga mosu leen ma koo defal te di ko defal sama jabar léegi àggalil fi nga nekkoon léegi tey ji am classe yi am maanaa yooyu taxu ñëw nga xuloog sa jabar ci yàlla sa mag bu jigéen yëg ko sa rakk bu jigéen yëg ko yoot ndànk régler problème bi damaa toog te yaay yëgu ko loolu muy njëkkee sa njëkkee day njëkk ci histoire bi njëkk ci lu baax li njëkk ci bon li régler ko te ciw di jëpp loolu la ñuy wax njëkkee bu am classe bu am maanaam te du ko xoolee sa jabar te du ko xoolee beneen escroc bi nga xam ni ngi am ci suñu dëkk yii ay Pire ak Ngaay ak Touba ak Diourbel ak yooyu mexe mu ak Louga da ngay sa jëkkër day nekk moodu weer wu dee mu yónnee sa yaay wala mu yónnee sa mag bu jigéen 100 000 francs ne la joxal sama jabar 50 000 yi ñu jox sa jabar 10 000 loolal la escroquerie moodu yi bari seen mag yu jigéen ñi ak seen yaay yi ñu ngi leen di escroquer ci li ñu war a jox seen yaay bi ñuy yónnee Ndoye Bane daal maanaam ak ki may seetaan waaw bu dee ñu ngi may déglu yow mii yaa ngi ñuy déglu waaw nañu teey ci atte yi ci biir kër yi nañ ci teey ne am na njëkke boo xam ne boo gisee mu mere sa jabar wala mu bañ ko xëy na loxo ma àggul sa naka lañ koy waxee mënu ko defal góor ñu bari loolu tam yi fi ñu ngi fase seen jabar yi ci ay erreur surtout nag ñun ñi nekk ci kaw gi waaw parce que foofu danga naan sama yaay daal moom genre benn sainte la daal sama yaay daal lu mu wax rek lu nekk la nga ne non kii sama sœur la man sama mag la ñoo bokk nday ak baay day neexam rek waaw day neex nga ñëw mu naqari nga dem man bëgguma façon mën nañoo wax ex jabar mais kenn du wax ex sœur mais attends sa sœur na dem sëyi sa digganteeg sa borom sa sœur na dem sëyi
kii nga takk nii doomu jàmbur la. dëgg la te ba nga koy takk boo ne woon sama mag bu jigéen dama ko gënal téeméeri junni yoon sama yaram a ngi daw de yàlla xam na ko. mais moo am ci suñu dëkk yi. moo am ci suñu dëkk yi. injustice xam nga tamit gis nga wax. da nga koy wax mu jeex. dëgg la li ngay def ci doomu jàmbur moom la ñuy def yow ci sa doom mu neex la ak mu naqari la. te muy dëgg. parce que yow da ngay jël doomu jàmbur. yàllaa ngi aay. la ngay def ci sa doomu jàmbur yi rek mu delloo ko sa doom. c'est-à-dire mooy téléspectateur bu mag bi ndax moo am écran plat bi ñu dul branché ci benn courant. moom Allah. waaye nag ak a mën a àtte ñaar ñu xeexul. léeg-léeg mu xëtal la xëddum Kajoor ak Bawal mu ne faaj. fay la ba nga mag gis nga foo ci fekk njëkk luy doñal ay jabari càmmiñ. may ma doy baan may ma waaw. escroquer leen lekk la ñu yor. waaw lekk la seen nday yor ba pare doñal leen ba ñu génn kër gi. ndax ne dangaa seen keneen koo war a takk indi. doo am jàmm say doom duñu am jàmm fu ñu dem dellu si waat dee leen seetlu rek ñooñu dañuy roñu rek dem roñu ñëw comme jeegu xorondom. Eva peut-être bala ngaa xam ne ay escroc la ay escroc nga am. kon maanaam escroquerie gii ñuy waxtaanee ndoy ban mi ngi. jarul sori mi ngi ci biir kër yi. xoolal ci dépense bi commencé ci dépense bi. Eva bala ngay xam ne escroc. waaw ñun lu ñu tee jëkke foofu ndekete la ñuy wër ci biir dëkk biir kër li fii so liñ fiy tem yëpp ci biir kër yi la commencé. ci diggu kër yi ak ba ni nga ko waxee sànq dañu koy wax. am na njëkke yu yaru lool. baax lool goro yu yaru lool. boo sàgganee boo leen gisee yaa leen seeti. ndax ñu ngi toog di ñaan yàlla yor seen kurus. mag ñu baax ñi yàlla nañ fi yàgg. te loo leen jox ña ngay xool luñ ca boole. ba roofaatal la ko say doom. gis nga kuy ñaan. wallaahi ñaanal yaay ju baax. amiin jabar ju baax. amiin soo amee yaay ju baax. ak jabar ju baax. dëgg. yàlla dina la dimbali dina kii mais kii soo amee yaay joo xam ni sa waay dafa bari lu muy calculer. am jabar joo xam tamit dafa bari lu muy calculer. ku ci dib jeeg ñaanal yàlla may la jëkkër ju responsable. waaw. te bañ a doon góoru benn nopp. te ñeme dépense ñeme kër. ñu yar ko ci farata nii la ñuy yoree jigéen. mu bañ a nekk rek jëkkëri ginaaru ngaay. xàmmeewul ngaay ak marché ti leen. dañ koo nguufaanee fii dañ koy wutal prix. escroquerie kon nekkete formation militaire dafa baax ci ñëpp ci góor ak jigéen. mais góor la góor bi dañ koy préparer di yor jabar. soxna si ñu préparer ko nu mu liggéey ci mu dem sëy te bañ ko préparer ci nu muy def ba naxaate. xam nga buñ la bàyyee ci mbedd mi rek boo taseeg ndoy baan moom bala ko kenn nax ba lekk 10 000 am. moom di nga am problème moom boo xefee dina la jaay lekk sa njëg. 10 000 lekkuwul de. déedéet sa 10 000 lekkuwul de alali kii la lekkuwul de. ndoy baan alalam julliwul noonu. xam nga léegi yow bu fekkente ne ku jigéen ki moom dañ koo jàngal lu dul muy escroquer moom su amee jëkkër danaa naa dem nax ko pour ñibbi si waat ñetti fan. damaa mos a taseeg benn xale bu jigéen nuyoo moom nag waaye dama laa gëj a gis mu ne ma yow kon te mami yëgoo ma woon ma ne ko ma ne ma sëy naa sëy ba ñëwaat bi te li may wax lépp matul weer. mais soo dee. bu fekkente ne nag góor nga te jàngaluñ la noo war a yoree kër. boobu moo gën a garaaw. nekk benn nopp teg ci. dina wacc ay jabar ci erreur. soo fekkee ba nga nekk jànk mbaraankat nga woon. yii pour nga sëy day jafe escroc ngay doon. parce que mbaraan escroc la rek. dajale ay far Babacar sa far la. jiiri sa far la Boy Fall sa far la. ah Cissé sa far la. Yves sa ñoom ñëpp say far lañ. nga leen di escroquer ku nekk ngeen ko yaa moom yow laa nopp loolu doo escroc. dajale juróomi góor di leen escroquer foo sëyi tas fa. ñëw ci biir kër ga léegi juróomi góor yooyu nga daan escroquer ku nekk takk na jabar bana la yow fi mu kenn nobatu la yaa ngi ci biir kër gi sa frère takk xale bu baax ñëw ci biir kër gi. xamul lu dul lu baax ak def lu baax ak teraanga yow nga nekk ci biir kër gi di ruube di ko escroquer sa frère su yónnee xaalis 100 000 francs pour jabaram nga escroquer ko la jox ko 10 000 wala 20 000 sa frère su jabaram ëmbee mu war a dem hôpital sa frère dof goo xam ne ëllëg ko mu yër xaalis bi yónnee ko jabaram xam na fa ñuy fajoo mu dem xooli passé di visite ëmbam beeg yooyu nga jël sa xaalis bi jaaleel ko sa yaay jabar jaaleel ko sa sœur di ñëw gàddu sa jabar marsi la jeeg moroomam jéegam gàddu ko naan ko dama koy yóbbu sama jabu frère bi ndax dafa ëmb pour mu dem passé di visite jigéen mënul dem yóbbu boppam passé di visite loolu fay moo fayoo xam naa benn paa boo xam ne tey jii or yi nga xam ne moom la jëkkër moom la doom ji jëndal jabar ji su jabar ji waree dem xew paa bi lay woo ni ko damay dem xew mu génnul ko or yi takkal ko sa ndaw si ñëwee tekkil ko dex ko mu denc nee ma nu paa bi def xam nga kooku bis bu doon dem du yóbbaale or paa bi def naka la def xëy suba jaay or yi takk ci jabar loolu lu mu doon mais ndoy baan paa bi moo yey waaw
paa bi waaw moo yeey jaay or bi takk ci jabar boobu awma ci sax commentaire. déedéet man am naa ko ci xam nga lu tax ay ca bismillah. parce que paa bi dafa dox jamonoom ba mu jeex ñu doxloo ko jamonoy jàmbur dëgg. or bi bu fekkente ne yow ki nga koy jëndal yéene nga ko mais yëkkati ko jox ko mu tëye ko waaw yéen dafa ñàkk yéene. Eva am na ñoo ba xamante loolu ne mu jël néegu la koo dénk da ko jël dénk baay. mais dénkaane doy na waar. mais dénkaane dafa warta am ndax ba mu koy jënd yaakaar naa pour yow la woon c'est que papaam moom l'islam da ko diine da ko may fa far mu takk or yooyu xam nga suy am xam nga lu koy waral lu koy waral. voilà très bien dafa am da koy am ay góor famille yoo xam ni kii tukki mère paa bi dafa jaay fasam jaay terrain am mère bi jaay oram ñu dajale jox la nga dem tukki yow nag loolu buum la gun takk ci sa baat bi léegi nag soo ñëwee Ndakaaru daje fekk yow Moodu bi nga ñëw Dakar da ñëw fekk yaa ngi dëkk ginnaaw Pire Sañu Xóor nga ñëw Ndakaaru daje fekk xale bu jigéen boo xam ne su woon tukki bi nga tukki am as tuut soo ko rombee ñeme woo wax ak moom nga gis xale bu jigéen bi mu dugg ci yow xam woon seen village soo ko teeloon a wax ne seen village du fa sëyi nga takk ko mu dem sëyi fa léegi nag ñoom yow jàmbur ngay nekk ci seen biir ku góor ki ëllëgee ko mu défendre la du la défendre léegi nag loo yónnee ñemewoo yónnee xaalis jaareelu sa ko jaarale ko ci sa jabar léegi mais loolu même su fekkee famille yooyu loolu am na d'accord sa papa moo la yóbbu sa yaay moo jaay oram et tout mais li nga séq ak sa jabar digganteeg jabar dafa xat mën nga di yónnee sa jabar lu ne te sa yaay du ko yëg sa papa du ko yëg kenn du ko yëg sa digganteeg moom na gars yi di mais su fekkee da nga ko bëgg a jaarale ci sa papa wala nga jaarale ko sa yaay dañ koy escroquer di ko roppat wala muy egg sa jabar junnee ciy des léegi su ko defee sa jabar su si riposté ñu ni dafa bon du sëykat pati fekk sëykat la dañ koo bàyyiwul mu sëy naan dafa matérialiste non dañ ko bàyyiwul su mu sëy am na ci ay escroc ñoo nekk sa biir kër te xamoo ko am fit yoo xamante ne xam kañ lañ lay commencé tapas histoire le 22 le 20 le 22 parce que xam nañ ne weer waa ngi dee xaalis bi day ñëw ñu tàppaas le soir boo leen nuyoo ñun la def ma ni ma la def du ma xëy ba nuyu la boo ma nuyoo du ma la fay am na ci biir kër yi noo koy def xam nga doo nga nuyu nit ki mun na la def ma ni ma la def du ma xëy ba nuyu la te boo ma nuyoo du ma la fay xam nga kooku doo ñemee dem di ko laaj ana xaalis bi te nag Diop mën ngaa teg sa loxo foofu xuloo ñàkkul maanaa xuloo ak defante xam nga dafa ñàkk maanaam man gis nga laaj lu ñàkk maanaam ma ni xuloo xam nga am na ñoo xuloo dafa metti doonte nee nañ nag dana dindi yabeel déedéet mais boo ko defee benn yoon bu mënta dindi yabeel arrêté ko maa la wax lii parce que ku miin sa xuloo yab la dëgg dafa am nag mag ñoo xamante ne nii xuloo wuñu de dañuy rey temps bi su dee match la dañuy rey temps bi teg seen tànk ci bal bi di zongale di dem ak ñëw ndax duñu Sadio Mané buñ dóoree du dugg ndax raté nañ juróom-ñeent fukki penalty ak juróom-ñeent guerre nañ guerre yëpp ay rescapé de guerre lan ndax triande nañ paa bi ba paa bi faaleetu leen léegi nag ñoom ñoo tëggal mbayangaan paa bi ci doom ji ñu jur nag moom lañ fas yéene escroquer ak goro bi nag di ko dundee léegi nag le 22 lañ lay fasal kanam duñ la nuyu boo leen nuyoo duñ la fay ba le 5 wala le 6 ñu commencé waat naan la tey de boo toggoon ceebu kii moom te def ca jaga ak soos yow lekk nga tuut suñ ko yónnee bëgg moom muy dem di roppat yaayam pour ñëw toggal la jaga ak soos jéeg jaa ngi dee ci biir kër gi te li leen escroquer te loolu nag jàppee wuñ ko ay nax mais nax yu mag a mag a mag la c'est ça de naan arnaque da cee am arnaque la ay escroc lañu c'est que problème mooy am na femme yoo xam dañuy dem naan dañuy wuti lu ñu mottale dépense te pourtant seen jëkkër ji ci kaw wala seen jëkkër yi ne Ndakaaru du yónnee na dépense bu mag naan dama wuti yokk nga dem marché jaar sa kër yaay sa yaay jikkati 1000 francs tegal la fekk sa jëkkër yónnee na lu mat lan moo tax tey ji mënuñu laa jox lu mat c'est parce que sa yaay dagg na ca sa mag bu jigéen dagg na ca weer wi dee su dem marché jotee ñu jox la loo xam ne soo demee marché da ngay am problème loolu moo am escroc yaa ngi ci biir kër yi di fi dund tey suñ demee ba sa papa di la woo fasel sa jabar benn waaye dama woo ni ma baan man daal demande sama bopp bi dafa tëju mun ma sama papa moo ma woo ni ma naa fase sama jabar patiti patata man ko sa papa est-ce que fase na jabaram sa papa ak sa yaay ñaataata ngi ñuy sëy ñun ma ba ma juddoogul ba léegi de musuma gi sama yaay génn kër gi man ko lu tax mu bëgg laa fase loolu sa jabar lànkal du denc jabaram ba pare naan la fasel sa jabar ndom nga ndaw si ma man ko téye ko régler sa problème ci biir kër gi soo amee looy def ak sa jabar def ko ak sa jabar te sa papa bu mu ko yëg sa yaay du ko yëg sa yoonu yaay ne ko ci sa yoonu papa ne ko ci sa digganteeg sa yaay loo koy defar sa yaay loo koy defar sa yoonu jabar nekku ci sa papa loo koy defar sa yoonu jabar nekku ci sa mag bu góor sa rakk bu jigéen loo koy defar sa yoonu jabar nekku ci amul kenn ku am
doole yi taxaw naan la fasel sa jabar. dëgg la te denc jabaram yow paa baa ngi denc jabaram naan la fasel sa jabar fu mu ko teg. parce que xaalis affaire xaalis ci biir kër gi waaw maa ngi yónnee lii sama jabar su la gisee nga sañse ba taxaw ñu yaakaar ni sa jëkkër moo la am na ñoo xam ne tey jii seen yaay wala seen frère dañ leen di jàppale di leen defal lu ne wala ngay liggéey dem ca banque ba def sa prêt. waaw sagal sa bopp. mais puis dañoo nag dëgg muy xoolal sagal sa bopp ñu ne lu jëkkër ja am jox na ko. gis nga Sénégal Sénégal bi nga bu dee kër ga la kaay leen bu dee kër ga la nit ki àggali ko toog ci suturaam ak njabootam saa bu ngeen duggee ne jëkkër ji li mu amoon yëpp def na ko ci kër gi. mais escroquerie bu mag baa ngi noonu nag. bu ngeen ko bindul ci këyit. ndoy ban mi yàgg na ca jot dossier bu ngeen ko bindul ci këyit da ngay ñàkk. ndax yow jigéen rek nga sa soo fenn wéer woo fenn wala boo am ay mbokk yu taxaw. da ngay ñàkk Eva su ma takkee jabar. waaw jënd paak may tabax sama jabar di liggéey. waaw di ma jox may tabax. man tam may taqali di ko jox maag sama jabar ñoo tabaxandoo kër gi. waaw ba kër gi pare ñu dëkk. waaw maag sama jabar am na ñuy doom. waaw ma xëy suba. takk beneen jabar am ak moom i doom mais su ma dee loo foog sa jabar li mu defoon foofu ci kër gi mais. da koy ñàkk dañuy miraas ci yoon dañ koy teg ci yoon. moo tax jigéen lu mu mënti am jëkkëram a ko war a yor. sa jëkkër su dee tabax kër su la neexee nga jàppale ko ci ni ko maa la may 10 millions yii pour nga tabax so may ko fekkee da nga ko koy lebal nga ko maa la lebal 10 millions yi bind ko ci këyit uti huissier mu visé ko jëkkër ak jabar ngeen mais ay nit ngeen dee day ñëw à tout moment. attention loolu tam dafay dépendre ci régime matrimonial bi lan ngeen signé. su fekkee da nga xam ne dafa signé communauté de bien waaw ak son conjoint. waaw am na droit tey. jëkkër di tabax. mu indi ci moom itam dolli ci. voilà mais ak même su fekkee da ngeen signé na am këyit buy wane ni doole nga ci. gis nga dëkk bi dañoo négliger lu ndaw loo xam ne moo gën a garaaw loo gis. moo gis su ma nit ñëwee naan man waaw am diw def na ma lii comme waaye booy bi woote léegi naan doy xaw ma la nag dem naa sa këyit laa lay laaj. gu leer. mais nii tey c'est pas parce que sa jëkkër la nopp nga ko et tout le que loo koy defal da nga ko koy jox nii rek. c'est pas parce que sa jabar la noo koy defal da am na benn waay bu ñëw ne ma waaw damaa bëgg a tabax benn R+2 sama kër goro. parce que kër goro yi la dëkk kër yaayu jabar ji fa la dëkk mook jabar ji yàlla may ko wërsëg mu bëgg faa tabax mu ñëw posé man ko soo fa tabaxee dee ci yàlla an sa kër baay mun sama kër baay dafa xat man ko ñaata li nga war a tabax R+2 jënd na terrain jënd fa tabax fa rez-de-chaussée util pàkk nga dem tabaxi fa bul tabax sa kër yaayu jabar bul tabax sa kër papay jabar sooy tabaxal sa kër baay soo mënta tabax sa kër baay nga wuti terrain nga tabax fa soo ko deful nen la escroquer lekk xaalis bi doo ci mën dara sa kër yaayu jabar kër papay jàmbur la sa kër papay jabar la sa kër yaayu jabar la suñ ko doon miraas amoo ca dara mangook loo xam nag suñ koy miraas amoo ca dara soo fa tabaxee da ngay perte nga yuux naan dañ maa escroquer kenn escroquer wu la yaa escroquer sa bopp mangook Abdoul Aziz Fall ñu ngi koy remercier mi ngi ñuy xamal ne waxtu bi xas na jot ba noppi Ndoye Bane lan ngay tàggatoo. du tàggu ñëpp rek ba suba ak jàmm yàlla na yàlla def jàmm ñëpp am jàmm rek waaw ñëpp am jàmm am sutura ami koppar jërëjëf waaw am na solo te njëkke yi ak gore yi ci biir kër yi di escroquer seen jabar yi nañ arrêté lool c'est pas bien voilà nit day jël li mu moom mais avec élégance c'est loolu moo gën a rafet. Ndoye Bane kontaan nañu ci moom lool macha allah. waaw nit day jël li mu moom ak élégance. waaw ne inélégance baaxul. soxna Mami. wallaay Ndoye wax na dëgg. tey doylu dafa neex ci ànd boo gis bu nekk. dañ daan wax sax naan liy defarub ànd mooy loolu bàyyee nit ki li mu yor te lu mu yor nga bokk koog moom. delluwaat di tàggoot waa Sénégal gépp di leen wax ne kenn gënu leen. Mami merci à toi. dañuy remercier itam téléspectateurs yi balaa loolu sax dinañu remercier bu baax a baax équipe technique bu xarañ bi ñu jàkkaarloog ñu leen di ñaanal kendal ak jàmm remercier bu baax a baax bépp téléspectateur boo xam ne mi ngi toogoon di seetaan émission bi